asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di rafetlu bëccëg bu nekk bu mbas bi démarré ba rek ci réew mi ak ci àdduna bi di toog fii ci antenne bi ci iRadio ak ITV synchronisé en direct di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy feebar bi comme ni ñu ko faral di wax rek feebar bi bàyyiwul dara lépp li xamante nit mën na ko dundee ci àdduna ci dundinam feebar bi laal na ko àdduna bi taxaw na jafe-jafe yi bëri na. ci àdduna bi crise économique am na crise financière crise sociale crise culturelle même culturelle maanaam ñi nga xamante dañuy dem ci mosquée yi yëpp laal na leen ci église ak yooyu moo tax nag bëccëg bu nekk daañu ñëw fii ci studio yi dajale fii ay kàngam xam ne ku nekk xam-xam màcc na si mbirum dara ci njeexital ci feebar bi ñu waxtaan ak ñoom yan conséquences lay am yan jafe-jafe lay am ak yan mooy saafara si ci loolu. moo tax ñoom tey mbégte dalal fi ci studio bi maître Khaly Niang maître Khaly Niang ñëpp kenn du ko présenté man nekkoon ancien directeur ASP agence pour la sécurité de proximité avocat la laata mu nekkoon avocat nekkoon aussi policier donc liy laal mbirum criminalité yëpp xam na ko te xam ne crise bu amee day ànd ak souvent ak affaire yu mel noonu te ñu am tamit keneen bu ñu dalal fii di Oumar El Foutiyou Ba haut fonctionnaire international écrivain bind ci lu bëri xam màcc si lu bëri politique publique nu muy doxee ak yooyu ñu maanaam dajal leen fii pour ku nekk si ñoom indi idée am ci maanaam feebar bi am ak naka la ñu mën a trouver solution ci loolu moo tax ñu rappeler nit ñi feebar bi du feebaru caaxaan am na dafay reyee Sénégal fi ñu toll ni am na 38 nit ñi xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bi ñu bëree bëri ñu ngi ci hôpitaux yi tëdd feebar ñi xamante ne tamit médecins yaa ngi def lu ñu mën moo tax ñu rappeler askan wi liy xew ci feebar bi du caaxaan feebar bu am la buy lawe la te ñu ngi sax am tey di xalaat suñu naatango parce que journaliste la Aliou Sall ak maanaam soxnaam ñoom démb moo la bind ci page Facebook am nee na feebar bi dal na ko donc feebar bi ni muy mun a dalee doomu baadoo la noonu la mun dalee ku am noonu mun dalee ku ñàkk xamul président xamul ministre xamul béykat xamul kenn moo tax nit ñi war a gën a ñaax seen bopp moytu feebar bi li médecins yi wax digle ñu continuer di ci def loolu parce que loolu mooy leen di aar mooy aar seen i njaboot mooy aar seen i dëkkandoo li nga xamante ne mooy masque yi ñu def ko masque yi du caaxaan parce que booy génn ci biti war nga ko mun def ci sa gémmiñ nga bañ a lawal nit ki nga bañ a feebar nit fa feebar la sa bopp contaminé keneen mesure barrières yi raxas loxo yi distanciation physique bi parce que bëgguma distanciation sociale physique ñu def ko ñu mun a aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu réew aar adduna bi feebar bi benn na ci moo tax tey maître Khaly yow da nga bokk ci xamante ne dañuy liggéey si mbirum criminalité génne ngeen ay téere yu bëri bii ñuy wax 1000 homicides en Afrique de l'Ouest Burkina Faso Côte d'Ivoire Niger ak Sénégal ak Maurice Kisson ak Nabioula Doumbia ak Henri Bois Yeboué ngeen bind nga aussi beneen téere ci sécurité de proximité ci Sénégal fii kazalik tamit Cheikh Oumar bind na ci lu bëri téere yu bëri démb sax am na benn papier bu mu génnee ci Séné Plus di ci wax aussi ci mbirum feebar bi lii bu amee ci réew yan matuwaay la ñu war a jël ci mbirum sécurité parce que gis nañu couvre-feu am na bu couvre-feu amee kenn du génn wala dañu gis couvre-feu bu mu amee dafa mel ni yenn saay-saay yi ci leen gën a rakkaaju di maanaam toj ay boutique di dévaliser ay bijouterie di sax yenn saa di yëg ci kër jaamur yi vidéo bi ñëpp gis nañ ko ay samba boy di yore seen jaasi di yëg kër jaamur di ci dugg bi ñu filmer leen yan matuwaay lañ jël yooyu bu amee ci réew. maa ngi lay gërëm di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Omar Foutiyou suñu sëriñ. di massawu Sénégalais yëpp li nga xam ne moom moo dal réew mi muy ko ñoo xam ne dañ leen téye lépp taxaw di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di jaale aussi ñi nga xam ne dañ si perte vraiment seen famille dañ si perte seen bakkan. li ñuy wax comme ni nga ko waxee si njëlbeen crise boo xam ne la mi ngi soog a am si monde bi. boo xoolee yaa ngi wax sécurité mais terrorisme bi lii coronavirus rey terrorisme reyu ko parce que bu ma seetee statistiques yi tey depuis 1979 terrorisme mi ngi rey 167 000 personnes mi ngi rey
167 000 personnes tey coronavirus rey na 300 000 xam nga loolu jéggi na dayoo. li terrorisme rey ci 40 ans tey kii doublé na ko coronavirus donc moo tax enjeu sécuritaire bi am solo tey li nga xam ne moom laa doon di wax ci sécurité bi parce que gestion bi d'ailleurs maa ngi bind benn livre ci la sécurité publique à l'épreuve de la sécurité sanitaire parce que sécurité sanitaire dafa doon loo xam ne joxuñ ko woon doole Sénégal parce que sécurité bi ki ko doon exercer mooy ay services d'hygiène ay direction de la protection civile te ñooñu xam nañ ne amuñ mutuwaay yi nga xam ne vraiment amuñ ay soldats yi ñu am mooy soldats police li ko wone mooy tey policiers yi ñoo nekk ci terrain bi te normalement Sénégal dafa waroon am ay soldats sécurité sanitaire protection civile am ay soldaaram service d'hygiène am ay soldaaram ba nga xam ne bu événement bu mel ni nekk amee ñoom dañuy def vraiment la stratégie sanitaire ak vraiment hygiène léegi police def stratégie sécuritaire mooy loo moom li fi mu war a toll mooy encadrer parce que ñiy faj ñiy def ay diagnostic ñi ngay wone ay orientation ñiy jox ay plan d'urgence bi loolu yëpp si vraiment sanitaire lay bokk mais pour ñu aar nit ñi loolu police moo leen di encadrer parce que bu agent yooyu ëmbee rek askan wi ñoom tamit sécurité bi daf leen di ëmb pour affaire bi am doole maintenant nag li am mooy tey sécurité publique bi ñoom ñoo ëpp ci terrain bi loolu moom mooy difficulté bi parce que bu ñu amoon déjà agent de sécurité sanitaire yu bari kooku dinañu permettre ñu mun a am benn stratégie boo xam ne dinañu permettre ñu am traçabilité kii bi virus yi mais loolu moom moo fi manqué donc couvre-feu bi ñu def c'est bien mais je pense que mënoon nañ ko précéder seet fi nga xam ne vraiment pandémie bi amu fa ñu bàyyi leen ñu circuler parce que loolu lay jëriñ parce que booy def benn stratégie da ngay def vraiment progressivement jéem ko planifier jéem a def diagnostic boo xam ne dina la permettre nga am ci benn visibilité am ci benn gis-gis parce que tey am na dëkk yoo xam ne comme Matam tey boo leen téyee ñoom da nga leen xañ seen économie da nga leen xañ aussi ñuy doxi seen soxla da nga leen di xañ julli bi ñu doon def ñu def ko alors que demagu fa mais biñ ci njëlbeen buñ jëloon ñooñu ñu isoler leen parce que du ma wax sax confinement isolement laay wax sécuriser leen je pense que ñi ci des mun nañ jël stratégie sanitaire parce que ñaari stratégie daal ñoom ñoo amoon yoo xam ne vraiment ñu xam ne waroon nañ ko dès le départ ñu jël ko mooy stratégie sanitaire bi ñi nga xam ne virus bi dafa dugg sécurité bi ñi nga xam ne vraiment dara jotagu leen ñu def sécuriser leen loolu bu ñu ko defoon rek dinañ am même test yi ñuy wax ni bu boobaa dinañ ko mën a def parce que test yi mënoon nañu jël kër gu nekk ñu dafa benn échantillon parce que bi may def ay études temps yi passé ci cartographie délinquance au Sénégal seet naa ne mi ngi am Sénégal mi ngi am 1,6 million ménages tey boo diggoon ci ménages yooyu jël ñi nga xam ne vraiment affaire bi daf leen dal doo am sax 200,000 ménages nga jël kër gu ne nga jël fa kenn testé ko boo ko testé woon di nga xam ndax maladie bi mi ngi ci kër gi wu nekk fi bu fi nekkee nga confiner leen seen kër faj leen bu fekkee cas bu grave nga extraire ko yóbbu ko faj ko bu ñu ko defoon rek tey dinañ am vraiment loo xam ne visibilité boo xam ne dinañu permettre ñu def définir benn stratégie ñi nga xam ne nag ñoom dara xewoogu fa foofu ngay def ceinture sécuritaire boo fa defee ceinture sécuritaire bi ba nga xam ne vraiment ñoom assuré nga ne vraiment maladie bi nekku fi nga bàyyi leen ñu circuler xam nga ñoo jar ñoo jëm dimbale mais boo jëlee ñëpp nga dimbale leen mais bu yàggee ku nekk day ñam tuuti te amaana du régler lu bari parce que ku ñu dimbale benn mois beneen mois bi yaa nga xam ndimbal te loo xam ne xamuñ fu ñu jëm je pense que ne kooku boo si commencé stratégie boobu day metti si état bi. état bi nag mu ngi def effort bu bari vraiment parce que aussi dañ koy comprendre
parce que am yërmande sa askan dañ koy comprendre mais je pense que bu ñu jëloon ne ñi nga xam ne vraiment ñoom soxla nañ ko ñi nga xam ne fa la mbas ma nekk nga jël li ngay am nga jagleel leen ko ñi nga xam ne vraiment dara amagu fa nga jël leen ne leen continuer leen ngeen dund ngeen doon di dundee bañ gis leneen je pense que ne loolu mun na indi vraiment démarche boo xam ne dinañu permettre ñun ñu am loo xam ne dañ ciy sukkandiku pour di dérouler ay plans vraiment d'urgence. waaw Oumar El Foutiyou Ba noo jàngatee stratégie bu ñu mettre en place boobu ba léegi surtout ci mbirum politique publique yi. maa ngi lay remercier ci li nga ma recevoir encore une fois ci ce plateau di rafetlu aussi seen immeuble bi seen fi ngeen nekk nu mu mel fi nga xam ne c'est pour la première fois ma ñëw ci immeuble Béli Bousso bi. maa ngi remercier également maître Niang ci vraiment di rafetlu li ma nekk ak moom tey ci plateau bi di tàmbalee aussi moom ci li mu jël. di sukkandiku également ci li nga xam ni man moom laa xam. en tant que fonctionnaire de l'État sénégalais. boo xam ni aussi il est soumis mu ngi ci yenn servitude donc am na loo xam ni moo ko war. fi may sukkandikoo mooy déjà li nga xam ni moom laa xam su ma jëlee organisation ak méthode. li nga xam ni moom moo njëkkoon tënk pays bi foog naa bi ñu nekkee suñu indépendance ba léegi. pays bi am na nu ñu koy doxalee noo xam ni dañu ni lépp nañ ko doxal pas à pas selon ay procédures yu wóor. beneen aspect bi mooy li mu wax sécurité sanitaire ni ay orientation ni ay objectifs mooy planification. donc ñaar yooyu laay njëkk a mettre en avant. soo waxee loolu nag wax nga li xew ci jamono ji actuellement mooy résultat donc soo nee organisation nga ni méthode nga ni planification nga ni résultat fi ngay jóge mooy aujourd'hui lan moo waroon inspirer li ñuy def yëpp c'est-à-dire que balaa ngay mën expliquer li xew tey il faut nga jël suñu doxalinu réew depuis ou bien réew yëpp en général mais suñu doxalinu réew en particulier depuis les indépendances ba léegi li ñu war a njëkk a inspirer parce que fu ñu toll nii ñu ngi ci crise sanitaire ñu ngi ci crise sociale aussi loolu bu ñu ko fàtte. li ñu war a njëkk a inspirer mooy déjà est-ce que fi ñu waroon teg développement réew bi est-ce que fi ñu waroon teg décision yi ñuy jël est-ce que fi ñu waroon teg xalaat yi foofu jaaral lañ ko yoon. donc loolu mooy ni ñu organiser suñu société dès le début ñun dañu nekkoon ci société yoo xam ni société par essence yuy dégluwante la mag nekk place bu mag xale nekk place bu xale donc doom nangul bàyyi ñu lay former société bi yëpp am ci yow droit ba nga xam ni ki war a wax day wax ki waru wax du wax tey loolu yëpp wëlbatiku na ba nga xam ni déjà suñu nee am na lu xew ñu bëri dañuy am tendance di wax te ñii di wax du ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a xam donc déjà loolu ça pose problème yenn saa yi aussi. maanaam ñi war a wax ñoo war a wax. waaw ñi war a wax du ñu wax souvent. maa la yenn saa yi am na lu leen di tënk maa la ñoom dañuy tënk seen bopp maa la yar da leen di tënk parce que suñu yar am na yar bu fi nekkoon aussi boo xam ni suñu jëlee suñu modernisme bi nga xam ne léegi ku lay recruter li mu lay njëkk wax mooy loo may indil. xam nga léegi CV moo am. bu njëkk ba dañ la doon wax yow bul wax sa bopp dañ la doon wax yow foo nekk bul fësal sa baat ba nga xam ni yar boobu soo ko amee lu ci bëri balaa ngay xam nooy doxalee ci àdduna bi daf lay njëkk tënk ba pare ba nga xam ni doo gaaw a wax su ma jëlee lu mel ni xeetum fonctionnaire par exemple yow soo ñëwee ñu ne la am nga devoir de réserve am nga loyauté am nga discrétion loolu war nga ko def wante soo moytul aussi soo ci focaliser woo trop am na yoo xam ni même sa fonction intellectuelle doo ko développer fekk am nga xam-xam soo waxee nit ñi xam nañ ni que am na lu nekk sa gannaaw am na formation bu nekk sa gannaaw mais li ñuy dégg mooy ñoom lii loolu yëpp parce que fi ñu war a rapport yi war a am entre nit ñi ci biir société bi entre groupe socio-professionnels yi yooyu yëpp day poser problème suñ jëlee société civile par exemple tamit soo ko nekkee sa xalaat mooy toujours nooy fexee nooy gën a waxee wax bu ñagas ba nga xam ne dañ lay dégg fekk wax mën na tegginu wax mën na nekk accès ci ay propositions ba nga xam ni ki lay déglu mën na la déglu donc loolu déjà base yi ñu tegoon pour régir société bi ñun ñi nga xam ne dañ doon doxal ak ay buur ay bumi mais yoo xam ni dañ doon déglu ay conseils des sages yi déglu ay suñuy jigéen ah donc ren mère amoon poids ñu joxoon doole jigéen balaa islam di ko def ñun suñu société déjà amoon ko yooyu dañ ko teggi de côté au nom du modernisme bi ñëwee ci indépendance yi nag léegi ñu am ay pouvoir yoo xam ne aussi
ñoom dañu considérer seen bopp comme ay pouvoir yu war a fort ba nga xam ni vivre nañ ko suñu pays. am na histoire donc crocodile donc Diassik ak Maram ñaari Diassik mënuñ nag ci donc Senghor ak Mamadou Dia. donc fi ñu commencé woon animation rurale ñu ne dañuy yee nit ñi nag mooy teg mbir lu bëri ci dëgg dëgg nag dañ koy seet rek ba dajeek moom dëgg mooy da ngay wax ma wax ba ñu daje fenn animation rurale yee paysans yi organiser leen la woon donc ñëwaat naa ci organisation. pour que ñu mën am njëriñ ci li ñuy def. loolu mooy ñu am ay résultats yu baax pour que ñoom ñu mën fi ñu nekk gox yi nu mu gën a tuutee foofu ñu am fa base boo xam ne mën nañ décider fekk éléments yi ñu am ay éléments yoo xam ne éléments yu leen jëmale développement la ñuy planifier seen bopp seen biir ñu xam ni que li ñuy jàng ci école yëpp am na ci loo xam ni accessible na parce que loo xam ni la ñoom ñu ngi koy def chaque jour parce que foog naa ku am dépense ku nekk maa la kuy dépense ku nekk di nga xam yan pexe ngay mettre en avant pour que nga mën am lii nga mën dajal lii nga mën jënd lii nga mën jënd lii donc planification bi ñu ngi koy def chaque jour mais il faut que ñu won nit ñi que li ñuy wax ni yenn saa yi ñu dugal ci ay xam-xam yu xóot am na loo xam ne aussi loolu mën ngeen ko def ku nekk aussi xam foo war a yem ak fuñ la war a tette loolu mooy formation bi yooyu yëpp mooy yi nga xam ne déjà raté woon nañ ko léegi nag am na looy raté ci njëlbeen da nga ko war a tegaat ci yoon loolu mooy nga organiser waat ko nga indi ci méthode mais loolu aussi mu ngi sukkandiku ci ñi nga xam ni loolu la ñu xam doo jóg rek nga ni kii laay jël mu nekk lii kii laay jël mu nekk lii fekk kooku li muy def laluwul ci ay charte loolu mooy administration loo xam ni dañ koy formaliser dañu naan lii procédure bi dañ naan lii profil bi dañu naan lii compétence bi donc yow balaa ngay mën def dara il faut nga am mën-mën bi il faut nga am jaar-jaar bi il faut ñu xool la il faut yenn saa ñu xool sax ndax yow amul jubadi boo xam ne defoon nga ko boo xam ne mën na la topp boo xam ne mën nañ ko ragal ci liñ lay dénk donc yooyu yëpp aussi yooyu lañ négligé teg ko de côté léegi aussi su fekkee léegi dañu ni xam-xam amul njëriñ dañu ni jaar-jaar amul njëriñ ñi nga xam ne dañ leen di jël di leen teg ci kanam ñooñu am na ñoo xam ne suñu geestoo am na fu ñuy wéeru donc yow mi nga xam ne yaa ngi nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom soo bëggee wax dëgg doo ko mën donc dëgg bi nekkatul dëgg soo waxee ñu ne la yow de xale nga maa la yow de li ngay def ni amul masla fekk ñi ci biir kër yi déjà am na lu leen war a yaree pour que seen waxin mu nooy wante nag ñu ne leen dëgg moo jiitu lépp balaa ñuy wax masla na fekk dëgg taxaw fii nag Sénégal Afrique masla boobu ñuy wax raay jaar fii jaar fële dafa jiitu dëgg bi ñu teg ko ba nga xam ni même ki ñu tooñ finalement moom mooy tooñ parce que dañ naa rek moom dafa dëgër moom dafa lii dafa lële ba nga xam ne yow tamit soo amee tendance yi wax d'une certaine manière ñu ne kii de il faut ñu moytu ko fekk nag dëgg li koy defar mooy ku nekk nga indi ñu xool li ñuy indi ñu xool est-ce que yow cofeel bi nga war a am ci dëkk bi cofeel bi nga war a am ci nit ñi est-ce que yaa ngi koy am léegi nag fu ñu toll nii nag dañuy ñëw ba nga xam ne am na loo xam ne daanu na suñu kaw mooy crise sanitaire mooy crise sociale su ñu nee crise sanitaire ñu ne crise sociale donc dañu li ñu war a njëkk gis mooy santé ak action sociale ñoo war a nekk en avant loolu aussi suñu respecté procédures yi ñi war a wax ci ñoom war a wax ñun dañu bëgg affaire cinéma c'est-à-dire que nga ñëw investir ci dara wane ni que yow am nga xam-xam même ce que 2-3 mois rek ngay wax nit ñi di la déglu yàlla comme dañu nekk civilisation boo xam ne aussi ci làmmiñ la tegu ku la dàq wax aussi même ce que waxul dëgg dañ naan di moom de mën na donc yenn saa yi ñun dañuy dëggal loo xam ne du dëgg ñiy déglu wax ji yenn saa yi du jubbi lañu du ñu xool jubbi mais li ñuy xool mooy ndax wax ji rafet na lu yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne dañ ko war a bàyyi de côté ñu xool léegi fi ñu jublu résultats yi est-ce que li ñuy def mën nañu jox résultats yi loolu mooy il faut que ñuy organiser nit ñi il faut que ñuy planifier li ñuy def il faut que ñu def li ñuy def ak méthode il faut que ñi nga xam ne ñoom la ñuy investir jox leen ay pouvoir est-ce que ñu xam ni que ñoom ñoo war a yelloo pouvoir bi il faut que ñi nga xam ne aussi ñoom am nañ xam-xam ñu leen di bàyyi ñuy wax parce que suñu leen bàyyee ñuy wax dinañ wax yem fi ñu war a yem nag parce que état dafa war a am secret kër dafa war a am secret àndandoo bu nekk am na secret boo xam ne dañ koy préserver parce que lépp suñ ko waxee dara du baax parce que secret moom moo yore àdduna secret nag da nga koy yore nga am loo yore aussi loo xam ne yow am na looy gis mais sa jubluwaay dafa war a tegu ci résultat yu wóor ba nga xam ne yow soo defee même soo juumee nit ñi duñ fi nekk di interroger yow li nekk ci xol bi parce que xam nga li islam wax mooy nit ñi ñu ngi leen di juger li dul ci li ñu def seen biir xol li nga xam ne moom la ñuy fësal mooy génn gis nga am na loo xam ne soo ko defee même soo juumee
dañ naan moom de bëggoon na def lu baax léegi nag suñu société bi loolu mooy suñu problème aussi résultats yi intention yi ñun ñi yenn saa yi balaa muy su teeree daal da nga xam ni que ndekete de moom naxaate moo ko taxoon a jóg donc suñu crise bi ñu nekk actuellement déjà benn aspect bi mooy comme ni mu ko waxee sécurité bi c'est lié aux politiques de développement c'est lié ak ni ñuy jële politique yi ni ñu koy mettre en place dañ ko war a planifier dañ ko war a identifier suñ koy identifier ñu identifier ak ñi nekk ci terrain bi def li nga xam ni ca njëlbeen balaa ñuy écarter Mamadou Dia développe approche participative nga xam ni ENEA bi ñu fi bàyyi ESEA bi ñu fi bàyyi loolu mooy njëriñ bi ENTSS bi ñu fi bàyyi yooyu mooy école nationale yi loolu mooy seen njëriñ ñu ngi koy jàngal ñi ci ay xam-xam yu wóor ñi nga xam ni dem nañ extérieur aussi ñu ngi jéggaane loo xam ni xamuñ ko ñu boole ko ñu xam ni dañu war a déglu nit ñi jël seen xam-xam boole ko nit ñi jàng ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo xam seen développement te ku def ak ñoom réunion xam ni que li ñuy def xam nañ ko bu baax commencé nag léegi xool yan stratégie yan pexe la ñuy mettre en avant. pexe yooyu nag foofu fu ñu toll nii am na ci yoo xam ni baax na am na ci yoo xam ni aussi yenn saay fi ñu war a wéeru mooy soo yoree kattan c'est-à-dire que ma jël sama baat ma jox la ko maître ñaa jël baatam jox la ko nga jël sa baat nga jox ko nit ki aussi am na loo xam ni moom comme ni ñuy waxee moom moo war a dëgër xam ni que ñoom dañoo ma jox seen baat donc comme mbir mi wax nañ xool nañ li ñu war a xool yëpp affaire bi fii la war a jaar loolu dama koy jaarale amul xaj amul seen ku wax amul ku wax amul ku waxul état xejul ci kenn na fekkee état bi normal mais état xejul ci kenn mais nag pour nga def lu yoon pour nga mën ci benn situation nga dawal yoon il faut nga tàmm dawal yoon donc loolu mooy aussi nit ñi war nañ delloo si seen xel xam ni que aussi réew bi ñoo ko bokk mooy il n'est pas important kii nekk pouvoir kii nekk opposition li am solo mooy dëgg bi nañ koy mettre en avant nit ñi ñu leen di bañ a stigmatiser parce que ce qui aussi dañu nekk ci loo xam ni théâtre bi ma doon wax sànq dafa dem ba nga xam ni ki nekk pouvoir ki nekk opposition dañuy ŋàññante ñi nekk ci seen suuf dañuy ŋàññante fekk ñoom seen cinéma boobu ñu ngi nekk seen biir ñu ngi waxtaan ñu ngi mariante parce que ñun on est social ñu ngi gisee mais tey maa ngànk affaire yi daal balaa nga ciy jot di nga souffrir mën naa dugal prison wante nag ba léegi ay mbokk lañ mën nañ arrangé wu te yenn problème yi nga xam ni moom mooy problème dëgg duñ ci wax yooyu aussi il faut ñu xam ne que dëkk bi nit ñi yeewu nañ xam nañ te crise coronavirus bi ñu toll. dafa am lu bëri lu mu yee nit ñi parce que am na loo xam ne jéggi na sax réew mi loo xam ne dañuy gis ni que réew yi même fonctionnement yi la est-ce que amul loo xam ni moom mooy inspiré li nit ñi di def est-ce que ñi nga xam ni souvent ñoom ñooy ŋànk réew yi est-ce que amul loo xam ni yenn saa yi moo leen di ëpp doole donc li nga xam ni ci biir la nekk li nga xam ni ci biti la nekk ñoom aussi suñu bëggee ñoom fu ñu toog ñu dëgër fa ñu am jaar-jaaru Sankara sans am mujjatalu Sankara il faut ñu xam nu ñuy appuyer woo ci ñi fi nekk man dama naan état ak société civile mënuñu def lu dul jàppoo xam nga fu ñu toll nii pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a dëgër ñoom li ñu ragal rek mooy seen altermondialiste yi li ñu ragal rek mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy wax parce que même ce que état yi am nañu ay intérêt pouvoir yi am nañu ay intérêt mais am na toujours loo xam ne da nga koy bàyyi xel parce que soo ko bàyyiwul xel lépp mën na daanu mën na seey seen société civile yi dafa dëgër donc ñun yenn saa yi même pour agir par rapport ak nit ñi nootee baax na suñu pouvoir yi ak suñu société civile yi ñu xam ni ñuy doxalee ni ñuy àndee ensemble donc loolu daal mooy li nga xam ni dans un premier temps par rapport ak question bi bëggoon naa ko ci indi ci élément de réponse en attendant moom insisté na ci planification méthode organisation parce que loolu mooy tax lépp jaar yoon bu fekkee ne réew mi dafa pëccëxu ku nekk wax ñi war a wax duñu wax ñi warutu wax ñooy wax te yi fi jaxasoo am ay xamante ne du ñu xalaat réew mi même sécurité bi ñuy wax da koy laal dootul amati dëgër laay bu mu war a dëgër. Effectivement Alassane li mu wax je pense que dama koy digal parce que am na ñoo xam ne tey ñi war a wax bu ñu waxul parce que pays loolu moo koy doxal wax na BOM bureau d'organisation et méthode loolu bi koy Senghor di indi dafa anticiper woon si li nga xam ne mooy li nga xam ne Sénégalais yi noonu lañ war a doxalee li manqué woon mu jël ko def ci bureau boobu léegi lii mu wax nii vraiment dama koy seede parce que loo gis science moom moo koy doxal
parce que démarche scientifique moom mooy defar société te booy def démarche scientifique li ngay njëkk a def mooy nga gëstu l'observation mooy premier acte bi ngay def ci science boo observé gis benn situation boo xam ne daf la dépassé ooyal ñi nga xam ne ñoom ñoo la ci mën a dimbale ñi nga xam ne dañ koy def de manière désintéressée effectivement Sénégal am na ñoo xam ne dañuy toog jàpp seen njàmbur parce que boo waxee ñu ne kii fii nga waxee kii nga waxal et cetera alors que boo nekkee un intellectuel nekk un scientifique loolu yëpp sa ginnaaw lay nekk li ngay gis mooy yow gis-gis bi nga gis objectif yi nga xam ne moom ngay définir planification bi mu wax aussi ci science la jógee bi ma nekkee ASP lu ma bëgg a def essayer ñoo ma ci accompagner parce que dama xam ne ñooy ay hommes de terrain ci terrain bi la ñu nekk dugal seen loxo vraiment ci àll bi xam àll bi ñooñu man tey bu ma ñëwoon ak li nga xam ne moom laa jàng ma jël ko ma limité ko aussi mais lu ma mun a réflexion bu mun a def du loo xam ne day méngoog askan wi te looy def dafa war a méngoog loo xam ne askan wi moom moo ko laaj maintenant nag boo bëggee ne man maa xam lépp man maay def lépp mais kooku yàlla mayu ko kenn ku nekk dafa am loo xam ne yàlla daf ko jagleel te loolu dañ koy nangul boo ko nangulee loolu bu problème yi amee kooku boo ko ñëwee oo ko dina ci dugal xam-xamam te xam-xamam boobu doy parce que xam-xam mun na nekk kenn nekk sécurité kii nekk ci planification kii nekk ci beneen domaine nga jël boole loolu mu doon benn laboratoire boobu moom moo lay permettre nga jël une bonne décision parce que am na loo xam ne crise yoo xam ne comme wax niñ ko waxee du ay crise sanitaire rek am na ay paramètres yu bëri yoo xam ne du médecin bi moo la koy jox du policier bi moo la koy jox mais bu ay géographe sax soxna lañ leen pour ñuy def ay carte jël cartographie cette crise bi nañ lañ koy placer cette fan lañ koy dugal nga soxla yeneen spécialiste nga faire appel à eux biologistes yi ñu ngi nekk def ay analyse keneen ak keneen loolu rek doon na pour gérer crise mais boo nekkee ci réew mel ni Sénégal crise bi laal ko te crise bi dafay laal li xamante ne fépp secteur yëpp te laal surtout wér-gu-yaram nit ñi laal seen dundin parce que réew mu pauvre la te bari na nga xamante ne amuñu seen loxo jotul seen ginnaaw bu amee ci réew naka la ñuy mën a gérer sécurité réew mi sécurité intérieure ak sécurité extérieure. bu loolu amee li ngay njëkk def mooy repérer crise fan la situé wu parce que mënoo jël ne crise sanitaire am na rek nga jëgal cëpp indi réponse bi boobu da ngay tromper objectif bu ñu la nee crise sanitaire am na fenn procédure lay am comme ni mu ko waxee procédure nga commencer di régler di seet problème bi fan la situé woo boo gisee ne fii la situé woo si boobu ngay commencer di dérouler sa deuxième étape bi nga xam ne moom ngay dérouler ne est-ce que ban réponse laa si indi est-ce que ñooñu am nañ problème alimentaire nga pose ay questions est-ce que am nañ problème sécuritaire nga pose problème est-ce que am nañ problème culturel nga est-ce que am nañ problème social nga pose nga jël boo jëlee variable yooyu yëpp nga jël ko teg ko ngay jël nag léegi dafa am hiérarchie boo xam ne noonu nga koy doxalee di poser ay actes mais boo jëlandoo acte yëpp nga posé woo këpp ko finalement doo am benn résultat li nga acte bi ngay njëkk a posé moo lay permettre nga avancer parce que crise bu ñu koy wax rek gestion quotidienne lay doon nga def planification de crise planification boo ko planifier nga jël nga hiérarchiser ko di ko doxalee boo jëlee benn étape nga évoluer defaat benn étape évoluer defaat benn étape évoluer xam nga commencé nañ tëj dëkk bi après président de la république jëlaat ne bon nañ alléger tuuti couvre-feu bi ñu ne 20h la nañ avancé def ko 21h ñu ne déjà jàkka yi nañ leen tëj toog bañ ne nañ leen tëji c'est normal parce que c'est en fonction déjà évolution bi ngay jël ay décisions nit ñi mën nañu wax ne mi ngi changé c'est pas ça mais crise ni ñu koy waxee du loo xam ne c'est un événement imprévisible boo xam ne mënoo jël ne tëb rek taxaw di jël ay kii mais jour bu ne war na am situation bu la mun a permettre nga avancer. Maintenant loolu mooy li nga xam ne moom moo gën a efficace pour ñu kii parce que fii ñu toll chaque jour nit ñi war nañ toog ne
nañ leen changer avancer boo ko deful da ngay am benn angoisse paralysante loo xam mooy angoisse paralysante loo xam ne daf lay tënk te crise warut a tënk nit te crise dafa war a motiver ce qu'on appelle l'angoisse motivante daf la war a motiver ngay gën a avancer. par exemple bu jëlee benn exemple xam nga bu dem doon dox nañu di dem di ñëw ñi nga xamante ne ñoom ñaawteef la ñuy def loolu tamit dafa bokk seen i activité di déplacer wu di liggéey di pickpocket nit ñi di sàcc fii te ci gauche bu ñu tëjee réew mi moom mënatuñu buuy ñoom tamit te ñoom si loolu mooy seen liggéey c'est-à-dire moom la ñu choisir mooy seen métier faut que ñu change stratégie ñoom seen bopp. oui est-ce que du am danger ñi xamante ne parce que policier bu ñu ñëwee par exemple quartier Thiaroye tey monte foofu liggéey fa dem mënuñ nekk fépp beneen jour dañuy dem beneen quartier est-ce que sàcc yeeg yow duñ demaat quartier bi xam police nekkoon nañ fa démb wóor nañu kenn du fa nekk tey dal ci nit ñi. waaw parce que li ngay wax parce que ku nekk ak sa activité délinquants yi lii seen activité c'est l'activité criminelle. te dañuy calculer aussi. et l'économie. di liggéey. voilà et voilà et puis l'économie bi ñuy développer c'est une économie boo xam ne anormale mais pour eux c'est une économie normale donc ñoom dañuy science dama doon wax ne le monde de la criminalité va plus vite que le monde de la sécurité parce que boo xoolee ne ñun balaa ñuy adapté wu benn affaire jël solution ci cadenas bi wala télésurveillance boobu délinquant bi xalaat na ba positionné wu ñun ci la ñuy adapté wu donc tey bu ñu jëlee par exemple Sénégal type l'activité criminelle va naturellement day développer naturellement criminalité surtout de comportement dans les maisons loolu la ñuy wax mooy ngay gis ñu kii la comment dirais-je la délinquance querelleuse nit ñi di xeex kenn ñëw tuur ndox par exemple ndox mu tàng parce que cohabitation bi ñu nekkee loolu mooy justifier vraiment violence boobu da am ak nit ñoo xam ne ñu ngi am lu ñu bëgg a def ci biti mënuñ ko def léegi nan lañ koy sippi ñu nekk ci biir kër yi say doom say jabar léegi conflit boobu loolu la ñuy wax criminalité de comportement loolu day développer naturellement dans les maisons mais yeneen criminalité yi nga xam ne de profit ñi nga xam ne ay délinquants traditionnels lañ ñi nga xam ne profit la ñuy ut ñooñu dañuy repérer la traçabilité police ñooñu police la ñuy topp bu police jaaree fii ñu jaar fee et loolu c'est une criminalité boo xam ne c'est suicidaire parce que xam nañ ne nit ñi ngi ci biir kër yi mais quitte à ce que ñu fekk fi ay nit rey leen jël faagaaral leen jël seen xaalis jël seen alal dem seen yoon te loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel moo tax me ne bu ñuy def kii bu mel nii ku nekk def ci war a dugal loxoom communes yi déjà waroon nañ am plan communal de sauvegarde parce que loolu mooy lan mooy benn plateforme boo xam ne dina leen permettre ñoom ñu defaat beneen dispositif sécuritaire à l'intérieur c'est fi nga xam ne mooy seeni gox te loolu moo ñu su mën a dimbale parce que police mënut a nekk fépp. mënut a nekk fépp mu ñu jël policier bu nekk ñooy nit ku nekk ñu jël police ci sa gannaaw mun na jël aussi police fu nekk mu def boo xoolee tey police barrage yi ñuy def c'est des barrages fixes lay doon yoo xam ne ci benn point la ñuy nekk mais délinquant bi quand même xam na ne policiers yi fan lañ nekk à la limite même am nañ ñoo xam ne mun nañ leen di repérer que sais-je et normalement noonu la war a passer parce que ñoom tamit dañoo am benn système la ñaari système police ak système délinquance ñoo bokk presque ni ñuy fonctionner parce que bu kii jaaree fii kii jaar na feneen kii mi ngi xalaat ci kii kenn police les délinquants policiers yi tamit ñu ngi xalaat ci délinquants yi ku nekk yaa ngi bàyyi sa morom mais xam nga loolu bu amee il faut ñu jël ay motuwaay yoo xam ne li nga xam ne dañ ko nar a ñàkk lañ moom la ñuy ut mooy sécurité sanitaire ñu garder sécurité publique parce que bu ñu ko deful tamit bu ñu génnee ci lii nga xañ nit délinquants yi nga xañ leen ko loolu mooy vraiment après Covid-19 loolu foofu lay gën a grave parce que délinquants yi nga xam ne vraiment dañ leen privé seen liberté d'action ñu privé leen ko bés bu ñu ne lépp bàyyi nañ ko boo defee étude di nga gis criminalité bi encore profit bi ni muy développé parce que ki nga xam ne daf daan ñëw di jëgal loxoom di ko dugal ci poche nit wala mu dem ci kër jàmbur jër fa leneen wala mu def ko foo xam ne kenn nekku fa kooku li nga xam ne defu ko woon ci mois yi nga xam ne diir yi nga xam ne passé loolu yëpp na ko jëm a rattraper parce que il faut que BIGEM mu dugal la ci li nga xam ne moom la ñàkk
te loolu bu ñu si bàyyiwul xel loolu moom mooy loo xam ne vraiment mooy mun nañu rattraper si beneen crise boo xam ne crise sociale crise sécuritaire parce que buñ si duggee ce qui est sûr que du am ñoo xam ne ñoom ñoo leen di gàttandu wala ñu ñëw tere leen ñu def li ñuy def. parce que fekk nit ñi sonn. acteur de la sécurité. Omar El Foutiyou loolu dafay bokk ci planification. comme ni ñu ko mën a calculer par exemple ne crise am na. crise bi de crise sociale rek la war a nekk de crise économique rek nekk aussi crise sécuritaire. naka la ñu mën a defee bi xamante ne bu liy xewee naka la ñu tënk xam ne dañu def ñaawteef yi ci réew mi ak ci biti parce que bu ñu xoolee configuration sous-régionale bi tamit. jafe-jafe am na fa. jihadis yaa ngi fay def loolu neex dafa mel ni si crise si kii bi sax ñu continuer di def lu gën a ñaaw teef ci loolu naka lay état de mun a gérer loolu en termes de planification et d'organisation. waaw li nga wax effectivement am na solo et maa ngi jubluwaat ci déjà exemple mu jëloon ci Matam. donc lu nekk am na noo koy. gérer waaw noo koy gérer gis nga sa waxee planification wax nga foo xam ni da ngay soril sa bët. ba nga xam ne yow fi ngay gis ñëwaguñ fa mais sori na am na loo xam ne aussi wax na léegi adaptation sama article démb bi am na lu ma ci bind. donc adaptation mooy yow fi ñu ne soril sa bët prospective stratégie anticipée yow mbir mi nu muy changer surtout siècle bi ñu nekk xam-xam yi nu muy ñawee ñi nga xam ne dañuy jóg bëgg def lu bon ni ñuy xalaatee di jiitu nit ñi ci ay réponses yi ñuy indi donc. yow soo anticiper da ngay xam ne yow xarala yu bees yi sax. exactement xarala yu bees yi. parce que mu ngaa nekk sa kër di filmer Facebook. exactement benn samba booy nekk ci biir di xool di configurer sa kër. nooy filmer parce que xam nañu ak crise bi ñu bëri dañu toog seen kër di utiliser internet ñi nekk si Snapchat nekk Instagram ñi nekk Facebook mën ngaa filmer sa kër. am na benn xëy na samba benn wayu bu nekk fële di xool naka la sa kër gi toogee. pour mu jaar si foofu loolu moo tax ñi nga xam ne dañ yore kaaraange bi li ñu war a def aussi dañ ko war a ajuster. ci adaptation yi ñuy def mooy ñu nekk ay tacticiens c'est-à-dire que muy mel ni ngay football nga teg benn tactique parce que am nga benn équipe bu nekk en face yow xam nañ ni que yow sooy football lii mooy au fond yow sa stratégie en général mais stratégie boobu doo ko dérouler ci équipe bu nekk en face yow donc di nga am noo xam ni yow noonu ngay doxalee parce que foofu tactique la da ngay adapté wu ki nga xam ne dafa défensif am na loo koy opposé ki nga xam ne dafa offensif am na loo koy opposé donc c'est important nga bañ toujours figé mais lii ñëw séntu ko bu yàgg su ñu nee gouverner c'est prévoir donc yow soo yoree dëkk sooy manager da nga war a gis lu ñëwagul foofu mooy planification bi ñuy wax ba pare planification boobu nag da ngay jël dimension yu bëri nga boole ko da ngay jël nit ñu bëri nga boole leen da ngay jël ay situation yu xewoon bu njëkk nga jël ay situation yoo xam ni am na lu ñuy def lu bees loo xam ni mën na ko indi nga boole ko ci loolu mooy yow fi ngay tàmbalee planifier dafa war a sori situation de référence fi ñu naan foofu mu war a nekk sa base kooku dafa war a sori mu yaatu gis nga loolu soo ko jëlee mu sori mu yaatu foofu ngay gis li nga xam ni moom moo koy laal nga bañ ko yemale ci problème bi nga xam ni moom kese ngay planifier. c'est-à-dire que nga xool li nga xam ni moom la jokkalanteel te ñun loolu war nañ ko xam parce que ñun ay pays lañ yoo xam ni yow soo nekkee famille dañu naan on est inséré ci biir benn groupe social. on est inséré ci biir benn région on est inséré ci loo xam ni depuis maam ya dañ naan lii province la donc ñun am na loo xam ni xam nañ ni que mbir yemul fenn kese day law maa la mbir am na loo xam ne day influer ci moom loo xam ni moom moo koy tax a changer comportement mu ngi mel ni li sociologue di wax sooy étudier nit moom soo ko xoolee rek moom day changer comportement su fekkee da nga jël benn micro nga xool ko micro bi du changer ni muy wane boppam rek lay wane boppam mais il suffit que nit nga poser ko benn instrument maa la mu gis ni que yaa ngi koy xool rek pour que mu commencer defarwaat verre yi su débordé mu ne nii defaraat verre yi maa la mu commencer sourire tuuti donc loolu mooy am na loo xam ne toujours day influer ci ay problèmes. planification parce que nee nga Covid bi dina changer rapport diggante gouverner yi ak gouvernants yi. exactement parce que gouverner yi aussi. ñoom seen adaptation yi ñuy jël xam nga la problématique de la gouvernance le fait li nga xam ne moom moo ëmb ci moo nekk ci gouvernance mooy souvent muy fii muy feneen nag ñi nga xam ne dañu yore pouvoir dañ koy bëgg a garder toujours garder nag mooy yenn saa yi da ngay anticiper yenn saa yi da ngay dóor ay tactique stratégie donc ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy gouverner ñoom aussi dañuy xool loolu yenn saa yi dinañ am retard ci yow yenn saa yi dinañ xam fi nga jëm parce que dañuy yeewu boo xam ni léegi lu nit def rek xam nañ fu mu jëm te aussi
la parole léegi gën na libre fu mu toll nii nit mën na jël téléphone rek bind partager lu bëri foo xam ni xalaatul woon sax mu egg foofu ba nga xam ni am na loo xam ne mën nañ ko nëbb dina am toujours koo xam ne dina ko génne. mu des nag est-ce que loolu dëgg la ou du dëgg mu des beneen problématique bi nga xam ne mu ngi dépendre ci réseaux sociaux yi donc su ma jëwaatee ci planification yow soo bëggee tënk benn phénomène da nga koy situer d'abord ci dara muy ci temps bi muy ci nu muy mel muy ci ñi mu jokkalanteel mooy ci ñi nga xam ne ñoom yenn saa yi moom lay déranger su ma nee damay ñëw di lutter contre le Covid dina am ñoo xam ne naturellement ñoom ñoo war a nekk ci kanam mais dina am ñoo xam ne aussi ñoom la nar a déranger parce que ñoom am na lu ñu doon def loo xam ni lii réponse yi may indi loolu daf leen nar a déranger su ma jëlee Covid par exemple loolu lay wax souvent man leen Covid dafa nekk loo xam ni fu mu toll nii ñi ko jël mooy décideurs yi parce que phénomène la boo xam ni mondial la donc li ma doon wax sànq cinéma bi affichage bi il faut que mu feeñ ci gis nga bi mu nekkee Ebola kese Ebola tuutiwul de. mais bi ñu ne Ebola la Afrique la kese te Afrique ñun néewal ko doole ba nga xam ne ñun suñu xel yi dañ ko xaw a ñun suñu bàllu bopp orienté ci loo xam ni même su fekkee grave na mais comme adduna bi ñàkkal na ko fayda Ebola bi tiit nañ ci metti na mais du loo xam ni fi ñu ko war a jëlee dinañ ko jëlee foofu fekk nag foofu lañ ko war a jëlee bàyyi nañ ko ñi nga xam ne ñoom ay techniciens lañ ñoom bi ñu nekkee seen biir kese dañ ko régler kenn yëgul gis Ebola dafa doy waar. mais gis nga système sanitaire bi ni mu ko jëlee en charge ci Sénégal par exemple même aujourd'hui ci régions yi mu gën a endémique en RDC professeur ni ñu koy jëlee en charge c'est extraordinaire mais Covid bi daf succès am li ko jox mooy turam fu mu commencé. médias yi mais surtout pays occidentaux yi mu commencé. alors que ñun dañu waroon commencer développer fierté. développer yenn saa yi sax une fausse Covid bu amee succès noonu. dafa dal réew yi xamoon na dañu am doole. exactement doole bi ñu am seen i médias. exactement seen i médias yi tamit am doole. exactement ñu ne média planétaire. mu ngi noonu maanaam bu xuree benn ministre rek. mu ngi noonu réew mi yëpp yëg ko adduna bi yëg ko alors que bu fekkoon Afrique la moom. xëy na mën nañu dee fenn kenn du ko yëg sax. kenn du ko yëg et puis dañ koy bàyyi ñi ko yellool. mais su fekkee fële la commencé médias yi jox ko riir turam rëy fu mu toll nii ñi nga xam ne dañ ciy jóg yenn saay liñ ciy jóge dañ koy def seen problème mu bopp ñu ne lii may décider. alors que décision bi dañ ko war a partager waxuma loolu amul de mais dama naan rek man optimum toujours laay seen mooy loo def lu nekk rek nga xool li ci gën a baax ba nga xam ne su nit ki waxee da ngay foog day critiquer mais du critique c'est-à-dire que man fu ñu amee 90 rek bëgg naa ñu am 100. man ak ñeneen loolu planification soo koy def optimum rek ngay seet. donc ñun souvent ni ñuy jëlee mbir yi day am toujours lu des gis nga Sénégal loolu lay wax chaque fois man leen ñun dañ doon wax ni que am nañ ay nit ñu xarañ. loolu suñu richesse la ñëpp di ko wax ñëpp di ko reconnaître sénégalais fu mu nekk day nekk ci kanam su nekkee ci biir dëkk bi yenn saa yi mu am lu ko tënk mais su nekkee ci kanam rek nit ñi dañ koy gis xàmmee ko gis nga boobu richesse bi ressources humaines yi lañ doon wax ñu toll foo xam ne toog nañ ba ñu naan ay pétrole gaz soo boolee loolu kay yow war nga sori mais Sénégal même ak ressources humaines yi kese ñun waroon nañ mën dem foo xam ni dragon yi ñuy wax ñu naan nouveau pays industrialisé ba léegi nekk nañ ay pays industrialisé fu ñu toll ñun dañu doon seen benn moment ñu toll foo xam ni kenn du xam naka lañ def parce que lépp mu ngi fi donc loolu mooy sooy planifier situation de référence bi fi nga xam ni foofu nga war a sukkandiku da nga fa war a taxaw nga xool léegi ñi muy war a déranger nga xool ci lan la leen di déranger wax nga ko am na ñoo xam ne ñoom ay njuñ njaaj lañ dëkk mais ñooñu du ñooñu kese on est dans des pays yoo xam ne aussi lu ñu mënti jël lu nekk te jëluñu en compte suñu situation mooy on est dans un pays de jeunes à plus de 50%. on est dans un pays boo xam ni ay pauvreté moo fi nekk looy décider da nga war a décider en conséquence par rapport ak loolu on est aussi ci ay activités yoo xam ni informel la looy décider da nga war a décider ci loolu. sóoraale leen ci cin bi. donc loolu mooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk phénomène bi ñoo ñëpp da nga leen di jël benn par benn nga xool lan mooy seen intérêt naka lañ leen di gérer naka lañ leen ciy boole ba nga xam ni loo jël lu nekk xam nga nooy kiiwee xam nga professeur Seydi doon na wax c'est-à-dire que mbir mi du santé kese. da ngay xool aussi yenn yi. da ngay xool aussi ñële soo coût sanitaire bi ak coût social bi soo leen équilibré loo war a jël optimum boobu foofu ngay xoolee ba nga xam ni. yooyu aussi mooy acteurs yi ñoom seen jeu. léegi yan réponse nga war a apporter par rapport ak loolu léegi réponse yi nag soo ko indee. nga ni léegi développé naa benn stratégie laaj naa nit ñi li nga xam ni moom moo gën a dee souvent ci société yu mel ni suñuy société mooy conseil bi ñi nga xam ni xam nañ ñu laaj leen ñu wax li ñu xam ba pare ñu bañ a nëbb seen xam-xam te nëbb seen xam-xam mooy yow soo yoree dara muy biir service muy biir réew
nit ñi suñ la waxee même loo xam ne yow bëgguloo ko arrangé wu la déglu leen nga boole kook leneen mën na am nit ki am na lu mu lay wax yow au début du la neex de mais après da ngay gis ni que loolu moom moo baax. mais ñu bëri na foofu mooy jàngoro réew mi. maanaam ñi nga xamante ne war nañu mun na jël def leen fu ñu war a nekk du leen teg foofu. dañuy jël li nga xamante ne ñu waru fa nekk lañ fay teg te liggéey bu leen dénk mënuñu ko te ñoom ñu ko mën ñu def leen ci ginnaaw liggéey bi suuxe. loolu problème la ci gestion réew mi. loolu moom d'accord naa ci parce que gis nga politique ni ñu koy defee ci réew bi moo baaxul gis nga man nekk naa secrétaire général benn ministère parti au pouvoir ñu ñëw ci man ni ma dañuy bëgg nga nekk suñu parrain man leen man à quel titre laa war a nekk seen parrain man est-ce que am naa tur est-ce que am naa jaar-jaar boo xam ni war naa ma nekk parrain su fekkee par exemple man ñëw na ñu ne ma parrainé fekk mu am ñoo xam ne ñoom seen adduna yëpp liggéey nañ ko xàmmee nañ leen xam nañ leen ñu xam leen ci lu baax ñu yàgg ci fës si ñu bàyyi leen de côté parce que am na foo nekk ñu ne la lii yow aussi nga dugg ci ça pose problème donc loolu mooy représentation mentale nit ñi ni ñu lay gisee yenn saay ça pose problème yenn saay aussi mooy le fait que ni ñuy joxe comme ni nga wax politique bi li muy indi mooy man du ma xool réew bi du ma xool njëriñ général mais li may xool mooy fi ma bokk fi ma wéeru maa la ki ma def ci kanam foofu laay wax les rapports entre les techniciens et les décideurs politiques gis nga technicien suñ ko sauvegardé wul lu bëri du dem parce que neutralité loyauté loolu dañ ko def ci seen deret ba nga xam ne mënuñu def leneen léegi nag ñoom li ñu leen war a laajte te loolu mooy li nga xam ne moom mooy lal lépp ñuy wax dëgg man waruma gis kii mooy sama njiit may commencer du ma wax dëgg di xool moom lu muy xalaat ma koy wax gis nga loolu dañu ko war a jàngalaat gis nga bombe bi nga wax am na loo xam ni suñu nee gouvernement suñu nee administration am na yenn principe yoo xam ne ñu ngi koy jàngalee war nañ ko gën a yaatal war nañ gën dooleel structure yu mel noonu waaw dinañu maa ngi ciy wax parce que fa laa nekk. maa la fa laa nekkoon comme ñun dañuy génn di ñëwaat wante am na structure yoo xam ne ñoom liñ fi war a def mooy conseil gis nga réew bi am na pétrole muy boom muy direction du plan fi ma jaar muy beneen structure. BPE par exemple muy beneen am na ñoo xam ne dañu war a indi seeni réflexion yenn saa ñu def ko ensemble yenn saa yi ku nekk fi nga nekkee nga ni mbir mi de balaa muy xew niñ koy gérer lii ak lii la gouvernement bu bees ñëw na ou bien président bu bees ñëw na ñu ne ko ñun de structure de conseil lañ réew bi nii lañ ko war a yore au-delà de planification bi soo amee programme électoral soo ñëwee da nga ko war a soumettre à l'administration ñu xool lan moo ànd ak li fi nekkoon parce que état continuité la et que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci état bi ñoom bokkuñu ci parti bi li ñuy doxal mooy li nga xam ne état nekk loo xam ne nag lu sacro-saint la du bouger parce que état la léegi nag mën nga ñëw nga indi ay inflexion mais am na ay fondamentaux yoo xam ne dafay nekk d'autant plus que yow soo demee sax yenn saay ñi nga xam ne ñoom ñoo lay jox xaalis comme à 60% yor nañ suñu bopp mais am na yenn 40% souvent nañ koy seet ñi nga xam ne yor nañ li ñu la jox ñoom ñoo la naan lii ak lii ngay def yow ñi nga xam ne ñoom nga àndal lu ñu la wax lu nekk soo ko dindee aussi ñële suñ la waxee nga def ko da nga koy def te pourtant ñooñu ak yow ñi nga nekkal ñoom ñoo bokk même école de formation ñoom xam nañ ni que yenn saa yi sax am na yoo xam ñun ñi fi nekk ñoo leen koy jox. donc sooy planifier aussi da ngay jël en compte acteurs yi jël compétence yi donc ki nga xam ni moom moo la war a jox conseil mu jox la le conseil juste mais fekk conseil boobu ci xam-xam la sukkandiku su boobaa nag léegi nga teg ay wéeruwaay yoo xam ni yooyu moo lay permettre nga ni man de lii laa visé li ma visé nii comme jëloon naa ko ak nit ñi jëloon naa ko ak ñi xam lii mooy résultat bi may ut résultat bi lii mooy tax ma ni egg naa ci résultat boobu donc fan laa ci toll woon fan laa bëgg a egg nan laay def ba am ko ñan laa ciy boole yan moyen laa ci def bu ci nekk nag du soxe gis nga tey nii xam nga wax na sànq ni direction protection civile wax na ni Matam donc mën nga wax zonage mën nga wax aménagement du territoire mais soo jëlee loolu yëpp nga boole ko xam nga nee naa la planification anticipation mais anticipation mooy déjà balaa maladie di ñëw nga am benn plan boo xam ne dafa prévoir maladie dina ñëw. gis nga aujourd'hui inondation chaque année ñu ngi ci inondation depuis l'indépendance par exemple gis nga am na loo xam ni moom mooy jiitu soo nee plan Orsec mu wóor la ni que loolu mu ngi fi organisation donc et secours mu wóor la ni que mu ngi fi yaa ngi sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cheville ouvrière ñoom ñooy ñi nga xam ne say tànk lañ say loxo lañ autorité déconcentrée yi parce que ñoom ñoo nekk fu nekk chef de village yi ñoo nekk fu nekk mais da lay wóor ni que li nga bind ci plan bi soo ko prévoir loolu wóor na ni que chaque année chaque 6 mois ñu ngi koy vérifier mu nga fa xam nga organisation de et secours dañu ni yow suñu soxlawee dara su catastrophe amee dañuy war a appuyer wu ci lii appuyer wu ci lii mais yenn saa yi dañuy bind loo xam ni
loolu maintenir duñ ko loolu nekkatu fi nañ ko bind rek donc suivi évaluation boobu mooy li nga war a sukkandiku pour ni man fii laa war a jëm lii laa war a xool lii laa war a vérifier est-ce que am na loolu moo may jox résultat loolu aussi nga koy def loolu action quotidienne bu mu wax sànq da nga ko war a def donc da ngay stratégique da ngay tactique mais da ngay nekk dans le quotidien te loolu doo ci tàyyi li la ci dimbali nag mooy équipe ñun aussi loolu dañ koy fàtte gis nga benn nit mënul jëmale kenn fenn équipe mooy jëmale nit kenn fenn gis nga maa ngi fàttaliku débat Macron Marine Le Pen bi ñuy waxtaanee ba pare ma ñu génn ci mbir mi ñuy def commentaire équipe bu Macron dafa ni ñun de suñu candidat mooy ki nga xam ne moom la ñu gën a tàggat donc sens de l'équipe ñoom dañuy xam équipe te dañ koy wone soo àndee ak ay nit nga ni monsieur tel de moom mooy spécialiste de tel monsieur tel mooy spécialiste de tel ñoom ñi nekk sa wet ñoom dañ leen di xool ñi nekk sa wet dañu war a nekk ñoo xam ne ñoom am nañ moralité ñi nekk sa wet dañu war a nekk ñoo xam ne am nañ compétence ñi nga nekk sa wet dañu war a nekk ñoo xam ne am nañ jaar-jaar dañu jaar fi ñu war a jaar donc yooyu yëpp day compter ci résultat bi ngay ut résultat bi aussi jarul nëbb gis nga mbir mi dañu nekk ci siècle boo xam ne loo nëbb day génn jarul nëbb nañ koy génnee nit ñi di gis di xam ba nga xam ne yow koo xam ne dafa la bëgg a attaquer sax dañuy xam ni que li muy wax du dëgg parce que yow li ngay def ni def nga ko te lu bëri nag lu ñuy def du lu jar a nëbb souvent lu bëri lu ñuy def du lu jar a nëbb malheureusement nëbbantu yi aussi mooy lal lu bëri mooy indi corruption yi yaa ngi wax criminalité mooy indi loolu parce que ay crime la mooy indi loo xam ni dafa war a public nga jaay ko mooy indi ki nga xam ni dafa war a def ay ronde yenn saa yi mu ne la awma carburant fekk am na carburant yenn saa yi mu ut ko ci keneen yenn saa yi aussi mu sës boo xam ni su yeewoo suba këram du fa bàyyi dara moom mu ngi fayeeku 100 000 francs fekk gis na ñuy fayeeku ay millions moom aussi mu nekk koo xam ni xolam neexatul li mu waroon def du ko def su doon seet yàlla su yàggee mu bàyyi yàlla commencé di def ni ñëpp parce que après dañuy xaddi dañuy commencé naan man lii ñu ngi ma naan du ma am kër su ma defee lii su boobaa aussi ñoom ñu transformé wu yenn saa yi aussi ñoom ñuy lëkkaloo ak ñi nga xam ni loolu la ñu war a sécurité bi ñu war a indi ñoom ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo koy yàq gis nañ fi nee nañ dañuy def confinement géographique parce que loolu laay tuddee état d'urgence bi confinement géographique la mais ci WhatsApp yi wane nañ lu bëri ñoo xam ne ñu ngi voyager de région en région te pourtant loolu xam nañ ko niñ ko xamee noonu la ko ñeneen ñi xamee suñ ko bëggoon dakkal nañ koy dakkal donc loolu mooy am na yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi mu ngi dem ñi nga xam ne ñoo koy gérer ñoom gérer wuñ ko suñu ko gérer wul ñu gis ni que am na amaan na ñu gis ni que même cas contact yi ñu gis am na fu ñuy jóge cas communautaire yi ñu gis am na fu ñuy jóge mais ñooñu ñu relever leen indi ñeneen tant que culture sanction amul impunité nit ñi dañ koy mbuboo ba nga xam ne dañuy def lu leen neex mu leen ciy fekk après lan la ñuy xool moom de am na am bi mooy nekk résultat bu important bi léegi nag ñu fàttali les résultats de développement ñu fàttali ni que la sécurité elle est intrinsèque dafa lëkkaloo ak pauvreté bi ñuy vivre la sécurité dafa lëkkaloo ak justice bi nga xam ne yenn saa yi day manqué ci suñu réew yi soo demee Chine tey da ngay fekk fa ay jeunes 25 ans ñoom ñooy nekk aux commandes fu nekk fii nii jeune 25 ans bu wax maa la 18 ans ñu ne la yow da nga xale nga rek mais xale ak mag ñooy ànd. ñu am expérience. léegi nag xale yi leen rek lañ leen war a laaj mooy respecter leen mag yi aussi ñu ne leen am leen yërmande ci xale yi léegi nag xam-xam yi di dem xam-xam bi expérience la donc yàgg na fi am na loo xam ne da lay économiser temps bi ngay perdre xam-xam bële bu bees la day ñëw booleeg loolu mu nekk loo xam ni moom mooy indi lépp. donc délinquants yi fu mu toll nii ni ñu leen war a gérer mooy déjà. au même titre que yeneen secteurs yi paysans yi par exemple bi ñuy arrêté def état d'urgence nit ñi ku nekk fu nga mënoon dem mu fekk la fa toogal foofu xam nga loolu moom xalaat bi am na lu des foofu. c'est kon ñi nga xam ne dañu ŋànk commerce waxuma boolewul leen ci mais damay wax nii rek ma ne ñi ŋànk commerce ñi ŋànk agriculture loolu mooy li ñuy wax planification dafa yaatu c'est kon commission yi dafa yaatu dina am koo xam ne dafa naan mais état bi de am na ñoo xam ne ay nooraan lañ ñoom dañuy ñëw. uti xaalis ci réewu taax yi. delluwaat suñuy delluwaat du hivernage ñëw na rek ñu dellu hivernage dafa am ay activité pré-hivernale donc dañuy ruuj dañuy def lii dañuy def lii te loolu mooy tax production bi baax terre bi soo ko yëngalu te ñi ko yëngal mooy ñi am doole loolu mooy tax production bi baax. donc ñooñu suñu doon def confinement suñu doon def par exemple état d'urgence ñooñu dañ leen di calculer bu baax ñi nga xam ne dañ leen di jox ay laissez-passer ñuy dem duñu focaliser wu ci ñi am oto. dañuy focaliser wu ci ñi ko soxla réellement am na koo xam ne dem na fi
par exemple Kédougou maa la Fouta dem seeti parent am rek bloqué foofu koo xam ni enseignant la mu demoon mënul ñëwaat koo xam ni donc sécurité loolu yëpp la sécurité mooy sooy distribuer nga jaarale ko ci poste nga jaarale ko ci banque nga xam ne ñii dañuy ñëw ndànk plutôt que ñuy dajaloo di jël ceeb damay wax nii rek critiqué wu ma kenn loolu waxin la rek waxinu intellectuel la du leneen waxin intellectuel nag mooy kuy xalaat absolument waaw du leneen quoi sooy enseignants yi suñuy ñibbi suñuy demaat fu ñu doon jàngalee nga ni yow de Kédougou nga jëm yow de Ziguinchor nga jëm yow de Matam nga jëm donc yéen doo leen bokk même heure yi ngeen di dem doo leen bokk même moment bi ngeen di dajaloo doo leen bokk même jour yi gis nga loolu noonu loolu yëpp sécurité la c'est-à-dire que parce que dem lu ñu gis ci terminus bi doy na waar mais foofu kay mani la ay cas yu bëri jóge nañ fa waaw regroupement yu bëri na te mun na indi ay law yu bëri enseignants yi mun nañ sax yenn saa xëy na xamuñu ñu ci feebar mun nañ dem lawal feebar bi mais asymptomatique yi loolu c'est naturel donc forcément am na ay cas yu fa jóge planification moo manqué distribution alimentaire ay cas dañ fay jóge te loolu mooy risque bi planification di jël parce que soo defee yow fi nga xam ne moom ngay sukkandiku pour ni résultat bi lay am da ngay jël ay risques yoo xam ne da nga koy jël en compte gis nga risques yi da nga koy jël en compte ci anticipation mais da nga koy jël en compte ci suivi évaluation di ko suivre nag moom tamit risque boo xam ne dafa ëpp bu nekk nga fexe yow balaa ngay egg foofu noo koy écarter noo koy amoindrir noo koy fajee gis nga loolu nag mooy yi nga xam ne souvent suñu xalaat du ëmb loolu yëpp parce que da ngay ñëw rek man de dama bëgg lii nit ñi commencé ni lii la ñuy def alors que mbir mi warul demee noonu gis nga loo bëgg lu nekk ci réew da nga war a wax man de dama bëggoon ñu xalaat waaw nit ñi ni la lii soo ko defee lii mooy conséquences yi lii mooy li ko gën donc ñu jox la toujours ay alternatives léegi nag yow nag yaa ëpp xam-xam nit ñi parce que yow ñi lay informer ñi lay jox lii ñi lay jox la yow aussi li ngay calculer bëri na nit ñi aussi nangul la éléments yëpp soo ko amee mais na fekk nga am éléments yëpp mën nga décider nit ñi nangul la lool donc yooyu yëpp aussi mooy renforcer la sécurité donc foog naa éléments yooyu yëpp délinquance bi nañ ko lier aussi ak pauvreté bi ak jeunesse bi nañ ko lier ak justice sociale bi nañ ko lier ak manière bi ñuy doxalee réew bi réew bi en général service yi en général man mënuma comprendre par exemple ma ñëw fenn bëgg extrait ñu ne ma ñëwal dans 2 jours ma ñëwaat dans 2 jours du antu te fekk su ma joxoon léegi benn affaire rek affaire yi dem donc loolu mooy mbir mi mën na gaaw mënuma comprendre en tant qu'administration ma ñëw par exemple ñu ne ma ce dossier bi de waaw Grand Manitou bi su ko jotee les Grand Manitou suñ ko jotee du génn moment bi donc da ngay xaar alors que man su fekkee dama doon xool yàlla kese di xool sama charte kese lu dugg sama bureau ci tàng bi lañ koy génne parce que gënoo important kenn da nga nekk ak ay nit te li nga fi nekkal mooy nit ñi te li ñu lay fay loolu lay njëriñ donc pourquoi ñuy dégg ñenn ñi par exemple ay décideurs lañu ñu ne une semaine la ñuy ñëw ci bureau yu mel noonu ak yu mel noonu mooy yi nga xam ni nit ñi dañ koy dégg dañ koy gis du pour kii dara mais dama naan loolu mooy li xew ci àdduna en général au-delà de pays bi sens justice boobu moom mooy tax nit ñi di ñëkk mooy tax nit ñi di def lii di def lële nit ñi nag lu nekk lu ñuy wax nañ ko teg ci place am rek jéem a xool li ñu ciy jël li baax ñu jéem ko améliorer xam ni que gis nga sécurité bi tranquillité bi ñëpp la arrangé gis nga tey Covid bi lu mu ñu woon mooy xam nga ni ñu amee woon parce que bëgguma jël ay exemples yu extrême parce que am na lu bëri loo xam ni moom su fekkee da nga jël à l'échelle du monde rek xam nga ni que lépp dafa mel ni ay carte yoo taxawal rek mën na daanu te loolu jigul kenn gis nga Covid bi lu mu wone mooy soo defarul sa réew soo moytu yow yaa ciy gën a am problème parce que même campagne électorale am na koo xam ni xam nga moment bi nit ñi dañuy ñëw par désespérance am nañu ay problème xalaatuñu nu ñu war a xalaatee ñu def dara ñu def ko seen bopp mais su yàggee ci yow la ñuy jublu loolu nag nit ñi waruñu egg foofu am na loo xam ni nag fu ñu toll nii suñu réew may nañu ko mooy nit ñi am nañu au moins foi ku leen xoo ci yàlla ñu wuyu la ci yàlla donc loolu c'est important mais woo la ci yàlla wuyu la ci yàlla aussi loolu mooy rapport direct bi c'est important am na fu ñuy jaar aussi parce que am na nit ñu baax ñoo xam ne ñoom jox nañu exemple yu baax mais lépp aussi dañ koy teg ci yemale ci lu normal c'est-à-dire que nit mënul yore xelu nit rek naan ko lii ngay def fekk loolu teguwul ci fu mu war a nekk donc am na koo xam ne da lay dimbali nga gis yoonu yàlla bi yow aussi da nga war a am discernement ku la tegul ci yoonu yàlla nga bàyyi ko foofu nga ni man yàlla laay seet. waaw dinañ ñëwaat ci loolu ñu def benn juste publicité ñëwaat ci studio bi continuer ak xel parce que li nga am na solo loolu ñu gën a xuutal waxtaan bi. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal
suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus. ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di wax coronavirus. njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw. nañu respecté waxtu yi nga xamante ne nii moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoroy coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem sama wareef mooy dog buumu corona bi. jërë ngeen jëf ñii di déglu iRadio ITV ñu ngi ci waxtaan bi xam ngeen ko Cheikh Oumar am na lu mu développé sànq daan ci gën a xuusaat ak docteur Khaly Niang waaye ñu dem ci banlieue bi ci Guédiawaye fekk fa kii di Mamadou Lamine Faty yow yaa ngi doon déglu waxtaan bi mbirum sécurité ñu ci doon waxtaan mbirum nu ñu yoree yëf yi est-ce que bi mbas bi démarré ba léegi da ngeen constaté ci terrain bi foofu insécurité bi dafa yokk mbir dafa wàññeeku. waaw Alassane d'abord di nuyu say invité bu baax a baax xam nga suñu waxee banlieue rek ñu wax ne mooy échantillon Sénégal parce que ñëpp fi dëkk ñuy jóge ci région yeeg yu nu mel foo dem ci Sénégal rek vraiment di nga gis benn échantillon bi nga xam ne dëkk na fii ci banlieue bi donc suñu waxee mbirum insécurité commencement bi tàmbali li nga xam ne mooy état d'urgence ba couvre-feu bi. li nga xam ne mooy ñàkk kaaraange wàññeeku woon na bu baax a baax ba soo ko seetee askan bi ñu bari rafetlu woon nañ ko parce que dañuy gis ne yenn yi ñu doon dégg maanaam ay tueries yi ñu doon dégg ñi ngi faat yak yu mel yenn sàcc wala yenn agression yu bari wàññeeku woon na mais fu mu toll nii dafa niroog mbir mi dafa xaw a lëmbee peut-être dafa changer manière buñ koy defee mais ba tey jëlee li nga xam ne mooy insécurité bi mu ngi daal di am parce que soo ko seetee fan yële ci ginnaaw. kër yi nga xam ne dañoo jëloon nit yi nekk leen en quarantaine yóbbu leen en confinement donc kër yooyu dañu leen tëjoon finalement dafa am ay cambrioleurs yi nga xam ne dañoo demoon ci kër yooyu di fa sàcc donc lu mel ni Jidda Caaray Kaw am na fa yu mel ni côté marché bu bees aussi am na fa lu nu mel donc mu doon li nga xam ne vraiment askan bi ñaawtu nañ ko bu baax a baax kër yooyu nga xam ne dañoo tëj nit yi jël leen yóbbu leen ci hôtel ngir mun leen nekk en quarantaine donc ñu fay jël di fa cambrioler donc mu doon li nga xam ne ñaaw na bu baax a baax. beneen bi ci wàllum école yi parce que dañoo gis ne yenn école privée yi nga xam ne dañ leen tëj aussi kenn nekk fa gisoon nañu ay cambriolage yi nga xam ne amoon na ci yu mel ni soo demee côté marché Ndiarème amoon na fa ñaari école yi nga xam ne vraiment cambriole nañu leen ci ay école privée donc mu doon li nga xam ne aussi naqari na bu baax askan bi mais Alassane luy gën a maanaam côté bu ñuy gën a gis ne muy non respect couvre-feu bi parce que aussi am nga insécurité fa lay njëkk a tàmbalee parce que au départ gis nañ premier jour couvre-feu yi ak dóor yeeg yu nu mel peut-être que entre ñoom pour wax ne pour bañ a encourager dóor yooyu mais changé woon na lu bari ci comportement askan wi mais dañoo dem ba ci biir ñu gis benn laxisme benn bàyyeeku bi nga xam ne kilifa yi nga xam ne ñoo yore mbirum takk der def nañ ko bu baax a baax démb sax ci reportage bi nga xam ne moom la ñuy def ci wàllum boobu la ñuy def benn ndaw buñ ko laajee dafay nañu ñoom nit yi parce que kilifa yi dañuy tere li nga xam ne mooy rassemblement mais moom dafa gis ne police yi dañuy jël seen auto dragon yooyu ci point yi la ñuy taxaw maanaam côté marché Ndiarème la ñuy taxaw mais foofu soo fa ñëwee da nga leen di fekk ñoom ñu toog en groupe c'est-à-dire que mu ne loolu rassemblement la pour wane na rek des fois exemple bi c'est vrai askan bi day def lecture aussi ci kilifa yi nu ñuy doxalee donc loolu loolu tax na ba ndaw yi démb commencé nañu football ci yenn quartier yi maanaam li nga xam ne dañ ko doon tere rassemblement yi yu mel ñoom ñu ngi commencé di ko def
beneen bi lu gën a aussi jaaxal askan bi dañuy wax ne tëjoon nañu jàkk yi tëjoon nañu école ak yu nu mel tey jii la ñu ngi tijji lu nu mel est-ce que couvre-feu bi amati na raison donc mu doon li nga xam ne vraiment Alassane indi na jeexi jaaxa bu baax a baax ci li nga xam ne mooy insécurité bi beneen bi mooy défiance à l'autorité parce que gis nañ ndaw yi léegi c'est comme si ragalatuñu maanaam police. maanaam démb ay vers 23h comme ça da ngay génn ci mbedd mi côté Guédiawaye yenn zone yi nga gis ay ndaw yi nga xam ne dañuy nekk ci tali bi di maanaam di def ay genre jàng yooyu di def groupe quoi di dem seen yoon. ay 23h je dis bien. ça veut dire que suñuy dem ni gis benn phare rek ñoom ñëpp ñu tas daw dellu si waat donc c'est comme si vraiment faaleetuñu li nga xam ne mooy kaaraange bi. donc mu doon li nga xam ne vraiment ay questions yu bari yoo xam ne dañ ko war a poser wu maintenant responsabilité bi kan la pour man du état rek mais aussi parents yi aussi am nañ ci responsabilité ci wàllum kaaraange boobu parce que aussi parents su toogee ba yenn heures yi ñu ne couvre-feu lañ nekk 21h gisatoo sa doom vraiment war nga poser wu question mais est-ce que du relâchement wala je sais pas fuite de responsabilité wala désengagement parents yi nga xam ne ñoo waroon yar seeni doom ñu ñàkk koo def doon na li nga xam ne vraiment doon na waaw ay questions yu bari. voilà nga xam ne waaw les gens se posent quoi Alassane. merci Mamadou Lamine Fati dégg ngeen Mamadou Lamine Fati li mu wax waaye am na benn poñ ba mu juñ ci waxtaanam maanaam couvre-feu bi est-ce que yaakaar nga ne fu ñu toll nii. tëj nit ñi tamit tëj bu yaatu boobu bu gudd boobu taxul nit ñi commencé sonn est-ce que adaptabilité bi ngeen di wax maanaam chaque mardi day am conseil de sécurité nationale est-ce que ci waxtaan yooyu ñu war a waxtaan ñoom njiitu réew mi ak ñu muy àndal war ñu mën a xoolaat naka la ñu allégé waat davantage couvre-feu bi parce que bu ñu ko defulee bu benn moment nit ñi dañuy génn te souvent ñu naan tamit parents yi xëy dañuy bàyyi doom yi xëy na parents yi am nañu pas de responsabilité waaye mënu téye si doom sa kër tamit. te amoo loo ko may mu lakk nga naan yenn saa xale yi ci génn bi ci biti bi dañuy dem di toog am fu ñu lekkee parce que bu ñu xoolee ci weeru koor gi am na ñu bëri doon leen couvre-feu bi bu ñu ko doon defee 20h dafa indi problème am na xam man seen loxo gis loolu seen ginnaaw dañuy dem ci koñ bi am seen benn grand bi nekk foofu bu heure ndogu jotee ñu toog ndogu waale waxtaan naan ataay reer ñibbi fekk ay célibataire lañu bu ñu tëjee ñoom mu ne am fu ñuy dem loolu da lay indi problème bu rëy te loolu yëpp mën a nekk ay cause yu indi problème yooyu est-ce que tey yaakaaroon ne war nañu gën a alléger davantage couvre-feu bi mais en temps respectant aussi li médecins yi wax pour xool juste milieu bi nekk mën a gérer. jërëjëf Alassane parce que li Fati wax vraiment am na ci gis-gis boo xam ne clair na loolu situation yu normal la parce que boo jëlee nit nga génne ko këram xam nga ñëpp ci problème santé la ñuy. focaliser wu. délinquant bi li muy focaliser wu mooy nu mun a ñëwee. kenn nekkul ci kër gi kenn nekkul ci kër gi mu ngi ci koñ bi di xool. di ñëw ci koñ bi di xool fan lay jaar te loolu ala kuli alin bu ci jubloo dina ko réussir parce que bu kenn jógee ci koñ dugg ci benn kër googu naturellement kenn dootu fa jegeeti parce que dañuy ne kër gi. microbe baa ngi ci biir. délinquant bi moom li ko intéressé matériel ba nekk ci biir donc tu vois ñoom ni ñuy réfléchir parce que lu ñu def dañ ko calculer. parce que dañuy réfléchir comme ñun donc loolu dañ ci war a bàyyi xel li vraiment Seydou wax léegi problème planification la parce que une fois nga jéem a nit extraire nit ki ci këram war nga xalaat ni war nga sécuriser kër gi. automatiquement li nga war a njëkk a def mooy kër gi nga vraiment ceinture ko pour nga xam ne délinquant bi du fa ñëw. te loolu war nañu mën a jël par ASP yi. ASP bu ñu gënal sa kër jël ñaari ASP teg ko sa buntu kër. teg ko sa buntu kër parce que la confiné. voilà bu fekkoon ne maire bi le maire de la commune. parce que malheureusement Sénégal amul police municipale. amoon na police municipale depuis 87 grève bi lañ jël dugal leen police municipale mais xam nga maa ngi lay yëgal leen xam nga le maire dafa am des pouvoirs de police comme le ministre de l'intérieur comme le préfet. pouvoir de police administrative. yoo xam ne code général des collectivités territoriales teg na ko mais. tey balaa ñuy soxla sécurité bu ñu ko soxlaa dañuy dem ci état bi loolu fekku ne am na ci commune bi je pense que ne yu bëri dinañu mën a dimbale mais bu ñu jëlee lépp ñu bëgg ko teg suñu bopp policiers yi vraiment day metti ñu ngi def liggéey bu mucc ayib mais nit la mën a doon nit ki li nga am moom nga mën a joxe mais boo amul effectif yi nga xam ne vraiment war am nga ko
mais mënoo jël inventé ay policiers si benn bés. mais bu ñu jëloon citoyens yi ñu organiser leen association yi ñu organiser leen organiser leen des volontaires ñoo xam ne dañ leen mettre disposition maire même sécurité sanitaire bi code des collectivités générales des collectivités territoriales le maire mun na assermenter des personnes ñuy def de la police sanitaire ñuy def de la police bu njëkk maire yi dañ daan di ñëw service d'hygiène daf daan ñëw ba si ndaa yi nga xam ne da ngay naan ñu seen ndax am na eau de javel seet saleté bi di verbaliser mais loolu yëpp amatul mais tey lii mu wax nii dafa doon loo xam ne vraiment lu jaarul la léegi Seydi wax na léegi problème yi bu ñii di def lii ñii di def lii loolu day indi une révolte sociale parce que bu ñeen ñi toogee seen kër ñeneen ñi di génn nga gis ñi di xale yi gis di seen whatsapp yi seen copains yi leen yóbbu ñu ngi nekkoon ci benn soirée ñu ngi nekk fii wane autorisation ku ma utal autorisation ñu ne kenn ma ko jox suma benn papa moom la xaritam am kii utal ko kii mais ça maman fii m'a montré quelque chose benn kii dama waaye gis nga ñi ñuy génn mel ko nu ñu def ba génn mais nee nañ ci ñii ñoo leen utal ay kii mais loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel parce que société da nga koy normaliser. léegi nga nit ñi nga jël leen de manière équitable bu contrainte bu nit am ñëpp amandoo ko autorisation yi ñu jël ko jéem ko vraiment réglementé ñi nga xam ne dañu war a génn ñu génn ñi war di génn ñu génn parce que bu ñu toogee ba ñuy défier les forces de défense et de sécurité loolu baaxul suñ police parce que xam nañ suñ police ak xarañ bi ñu am xam considération bi ñu leen jox tey war nañ leen dimbale ba nga xam ne tey événement yu mel nii bu amee dañ leen di jox doole boo xam ne finalement duñ ko ñàkk parce que lii ñuy ut nii peut-être li ñuy ñàkk moom moo koy ëpp parce que sécurité boo ko ñàkkee amatoo dara. donc je pense que loolu yëpp dañ si war a bàyyi xel léegi couvre-feu bi sincèrement bu fekkee ne nii la war a continuer je pense que ñu bàyyi nit ñi parce que li am pour kii vraiment importance la responsabilité individuelle ku nekk xam na ne dee yow yaay sàmm sa bopp les mesures barrières là ñu jël ko instauré ko jël vraiment ay table yoo xam ne de concertation de quartier ñu organiser ko avec commune avec communauté organisation communautaire de base yi imam yeeg yooyu yëpp ñu discuter ak sécurité bi. parce que gis nañu aussi ay réew ñu nekk ci wër Sénégal Côte d'Ivoire couvre-feu bi dañ ko lever. oui parce que guddi gi y a une économie aussi de la nuit. mais nga xamoon da ciy boole xamante ne dafay dëkk ci réew mi. parce que bu ñu tëkkee guddi bi tamit économie bi doxul guddi bi. dañ di problème. parce que crise sanitaire bi dafa suñu toppee crise économique lay nekk bu garaaw. mais à quoi bon un livreur de pizza nga autoriser ko muy livrer ay pizza ki nga xam ne moom njaayam bi mu bitig boobu la am di ko tëj nga tëj bitigam c'est un opérateur économique comme tout le monde n'est-ce pas. donc yooyu yëpp dafa doon loo xam ne dañ ko war a gëstu moo tax boo toogee di dem ba nga xam ne yow fi ngay dem yow munatoo vraiment assurer ñëpp emandoo mais da ngay dellu ne maintenant léegi nañ leen bàyyi parce que président wax na ko il faut apprendre à vivre avec le virus d'ailleurs tous les pays du monde noonu la ñuy def man damay def suma lecture vraiment dama xam ne nit ñi ñu ngi apprendre Italie démb maa ngi leen dégg ñu topp football bi par exemple ne football bi léegi dañuy bàyyi nit ñi ñu football kii bi Allemagne wax nañ ko championnat bi bu kenn feebaree ñu extraire ko génne ko boo amee sa remplaçant mu continuer football bu ñëpp jeexee amatoo équipe boo mënee jël risque boobu mais nga jël ko nga ut ay joueurs teg leen mais nag boo nee léegi ñëpp dañuy taxawandoo ñii bokk ñii am ay seen objectif ak ñeneen ñi bokkun mais loolu day metti ci askan wi parce que liberté encadrée boobu privation de liberté encadrée boobu moom moo baaxul ci nit ki boo ko tëjee lu yàgg finalement dina toog à un certain moment donné lu bëri mooy feeñ ci moom mais xoolal bu ñu la tëjee boo nekkee sa kër quand bien même que yaa ngi reposé wu mais di nga toog à un certain moment donné boo xam ne finalement da nga mel ne dañ lay agacé. psychologiquement c'est pas bon. la réflexion bi nga doon def doo ko mën a def comment dirais-je le travail physique mënatoo ko def et bien la discussion mënoo toog di discuter sa kër discussion boo xam ne nit ñaa ngi énervé ki nga xam ne da nga ko daan gis benn yoon ci journée bi
benn yoon nga koy gis mais koo xam ne da ngay toute la journée yaa ngi nekk ak moom am ay conflits si biir kër gi. loolu mooy indi par exemple. parce que tey sax suñu naataangoo enquête def nañu benn dossier bu large xamante ne confinement bi dafa créer des violences dans les maisons des violences conjugales des violences xamante ne ci kër yi la xeex yi dóorante yi ci biir kër yi dafa gën a bëri ci confinement bi. enquête boobu génne de France. enquête boobu même enquête boo génnee kii violence conjugale bi moom moo génn France actuellement parce que effectivement nit nga xam ne yow toujours da nga daan koy gis benn yoon si bés bi ku nekk dem liggéey tey yéen a ngi toog problème yi bu am yéen a koy régler ensemble mais loolu naturellement day créer ay choc si mes kër gi day créer ay choc et loolu vraiment dañ ko war a étudier ne vraiment il faut que ñu jéem a ñu jël nit ñi ñu bàyyi leen ku nekk jël sa responsabilité man mooy suma position. parce que je sais que ne boo ko deful tamit finalement nit ñi ñoom ñooy toog toogaay bu yàgg bi finalement gestion bi day metti parce que aussi nit kenn mënu ko gérer. parce que mënuñu nekk fépp pour gérer leen nañ bàyyi nit ñi ñu dem ñu jël seen responsabilité mesure barrière nag ku ko respecté wul ñu xam ni ngay def ak yow def ay sanctions yu sévères ku takkul masque ñu jël la. vraiment yóbbu la enquêter la won la ne ko kii bu ñu ko defee ñaari yoon je pense que nit ñi dinañ jël seen responsabilité. yéen a ngi déglu iRadio ñu ngi ak professeur Khaly Niang ak aussi professeur Oumar Foutiyou Ba Oumar Foutiyou est-ce que yaakaar nga ne moment bu ñu toll nii war nañu mesures yi war nañu gën a adapté ko par rapport à la situation parce que nee nañu est-ce que waruñu alléger couvre-feu bi léegi parce que guddi bi tamit am na benn économie am ñu xamante ni guddi bi la ñuy jaayee. maanaam maire bi di jaay fonde ci koñ bi kii di jaay cere ñi xamante ñooy mayga yi loolu yëpp dafa am benn économie bi xamante souterraine ñi dëgg yore ay restaurant ñu yore boîte de nuit ak yooyu bu ñu continuer tëj ni benn moment dootuñ ñu am nu ñu lekk te bu ñu lekkul daañu génn ci mbedd mi taxaw. waaw wax dëgg yàlla effectivement man am naa ci avis bu xaw a mitigé tuuti. parce que dama naan rek baax na daal lu ñuy def lu nekk daal ñu yaatal concertation bi waaw ba nga xam ni. kenn su waxee keneen su waxee keneen su waxee keneen su waxee li ñu war a jël en compte yëpp ñu jël ko def léegi xool avantages yi ak inconvénients yi lan mooy nekk le juste milieu islam religion juste milieu la damay ñëwaat ci loolu aussi ñun aussi suñuy décision bi li ko war a inspiré mooy le juste milieu da ngay ñëw nga lever yenn mesures yi peut-être que mu am un coût sanitaire élevé donc nit ñi commencé dee donc su boobaa peut-être que am na loo war a xool épidémiologiste yi infectiologue yi am na ñuy calculer yenn courbe yi soo bàyyee lii am na conséquence bu ci mën am donc léegi loolu suñ ko seetee soo ko defee aussi am na loo xam ni du point de vue ci dundinu nit ñi loo xam ni mën na nekk ay feebar mën na nekk ay loolu suñ ko équilibré daal foofu la ñuy gën a mën joxe donc li may gën a wax mooy méthodologie plutôt que ni lii la ñu war a def lii la ñu war a def léegi nag loolu nag suñu njiit yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbir yi toujours ñoom li ñu war a xool mooy ni ñuy yaatalee waxtaan bi ni ñuy yaatalee xalaat yi ba nga xam ne ku war a wax na dina wax ba nga xam ne aussi li ñu war a mettre en avant par rapport ak technique yi nga xam ne moom mooy approcher réalité bi yooyu aussi dinañ ko mettre en avant xam nga yenn saa yi fii dañuy bëgg a yombal ay mbir ba finalement ñu passer à côté soo ñëwee nga ni coût de la vie dama koy estimer ci étude de projet ñu ne la loolu c'est compliqué fekk ki nga xam ne moom mu ngi France mu ngi États-Unis moom suy créer station de métro mal di créer gaaram par exemple moom day calculer impact fumée yi impact maladie yi impact li impact lale loolu yëpp mu xool ban coût la mu def ko mu nekk un rendement économique donc am na loo xam ne aussi ñun nañu jox cëram xam-xam mooy yaatal gis nga personnellement loolu xalaat la rek xalaat bi mën na nekk baaxul mais man dama jàpp rek que am na foo xam ne daal xaw nañ juumee tuuti mooy xaw nañ teel a bàyyi gis nga ñun su fekkee dañu dem ci ni ñu mel gis nga Sénégal xam nga ñun dañu naan ñun ñoo mën ñëpp ñoo def lii ñoo def lële loolu ay erreur la yoo xam ne ñun dañ koy yóbbu foo xam ne mën nañu yàqal mooy tax par exemple suñu nekkee Coupe d'Afrique Mali duñuy jàppale parce que nit ñi dañuy gis xeebel si suñuy comportement arrogance bi gis nga américains yi ñoom suñu nee américain il est meilleur loolu daf leen di motiver ñu wone ko te meilleur boobu jubluwuñ ko pour écraser ñeneen ñi mais dañuy tàggat seen bopp rek pour que affaire gis nga ñun am na yoo xam ne war nañ koo xoolaat gis nga ci loolu la ñuy am aussi ay poids yoo xam ne yenn saa yi
moom mu ñuy tere décider de la manière la plus optimale mooy yenn saa yi am na fu ñuy séddee foo xam ne waruñu séddee gis nga tey Île Maurice soo ko jëlee Île Maurice foo séntu développement rek mu ngi ci kanam ci Afrique gis nga gestion coronavirus bi aujourd'hui ñu ngi am 0 cas aujourd'hui donc mën nañ ni éradiquer nañ ko mais pourtant ñu ngi maintenir seen mesure de confinement ba 1er juin seen école yi ñoom nee nañ septembre lay tijji am na lu ko lal mën na am réalité yi différent mais damay joxe exemple rek. ça veut pas dire que mais est-ce que amul développement bi nga xamante ne dina tax mun def loolu. waaw loolu moo tax nag ma naan. te ndóol bi nu mu bëri ci réew mi bariwul Île Maurice. loolu moo tax ma naan chaque fois lu ñuy wax rek. waaw lu ñuy wax rek nañ ko jël avec beaucoup de relativité xool aussi li nga xam ne moom moo koy gën a informer pour que loolu ñu jël ko en compte ñu jël en compte leneen ak leneen ak leneen. mais li ma bëgg a wax rek mooy principe de précaution dafa baax rek. gis nga man confinement li nga wax ni kii bi état d'urgence bi par exemple. le fait que ñi ñu ne leen toog leen guddi gi am na lu muy wàññi tuuti ci propagation virus bi. feebar bi. c'est vrai que tuuti boobu buñ ko xeeb. mën na am aussi am na lu muy yàq loo xam ni moo ëpp tuuti boobu donc finalement dañ ko war a bàyyi loolu nañ ko réfléchiraat bu baax. il faut ñu réfléchir ci toog mais li gën important. mooy am na loo xam ne ñu ngi koy dund. loo xam ni loolu peut-être que suñ ko defoon day wàññi. c'est kon distribution alimentaire jaare luñ ko ni ñu ko jaarale c'est kon par exemple enseignants yi dem gisuñu leen c'est kon par exemple ñenn ñi sous le couvert de la sensibilisation ñu ngi regrouper ay foule yooyu yëpp yu am solo la yoo xam ni da nga koy jël bu ci nekk nga jël ko ndànk-ndànk nga en fait nga jël ko nga boole ko yu ndaw ndawaan la yoo xam ni suñu dajaloo day rëy. donc loolu mooy toujours li nga xam ni dañ koy war a prévoir gis nga am na lu ñu wax loo xam ne aussi loolu am na solo ci dissémination bi ce qui est par exemple nit ñi. exemplarité xam nga wax na sànq ni force de police yi ni ñuy toogee yenn saay waxin la rek du pour critiquer. mais exemple la rek yenn saay day tax finalement ñi seen wàll bopp dañuy gis seen bopp ci toog Chine donc toog naan seen ataaya yu mel noonu ak yu mel noonu parce que ñoom ñi nga xam ne dañ naan dañuy moytu muy mel ni nga dugal nit ci biir dañu waroon dem ba nga xam ne même sooy dugal nit ci biir oto nga ramasse ko waruñ tàncaloo parce que dañuy éviter ñooñ seen wàll bopp ñu contaminé wante donc am na yoo xam ne toujours dans le détail la ñu war a xool les choses ba nga xam ni am na loo xam ni fi ñu ko war a éviter dañ koy éviter foofu donc exemplarité bi c'est important image bi ngay renvoyer. le fait aussi souvent nañu lu ñuy wone ak lu ñuy wax. ak lu ñuy jëf. du bokk. yéen Sénégal loo wax. ñu la non du problème fekk problème la au fond gis nga yow loo wax lu nekk nga ni lii nañu xalaat lii ñu la non du problème kuy décider ku nekk daf la naan non on gère ça. fekk on gère rien c'est que yooyu la ñu war a bàyyi c'est-à-dire que li ñuy wax yëpp dañu ko war a teg ci dëgg ñu xam ni que lii lañ am lii lañ loolu mooy réewum taf yëngal bi mooy affaire yi xamante ne njuuj jaaj yi kërëb yi muusante bi ak yooyu gis nga décision su juste c'est que yow xam nga ni que décision bi ngay def normal na teg ko nit ñi gis nga ku ko nanguwul aussi lu mu yàgg-yàgg dina ko nangu d'autant plus que day gis résultat yi gis nga ñeneen ñi dinañ la ci dimbali sax parce que ñoom dañuy gis am nga résultat ñu commencé woy la sa biir dëkk ñi nga xam ne ñoom nanguwuñ ko woon ñu nangu ko ba pare nag bul ne yow kese la neel ñun ñëpp la loolu aussi am na solo soo nee ñun ñëpp la ñëpp booloo ci mbir mi mais su fekkee affaire yi am na fu mu sooxee immédiatement dañuy ñëwaat ci yow même ñi nga xam ni xawoon nañ la jàppale sax dañu lay bàyyiwaat. donc loolu aussi am na solo exemplarité boobu def li nga xam ni yow ñeneen ñi suñ ko gisee duñ la mën sikk foofu duñu mën sukkandiku ci loolu def lu leen neex wax nga famille aussi su fekkee nit ki ñëw na immédiatement waxuñ ko demal raxasu ñuy bàyyi. su fekkee par exemple am na lu ñu commencé wax ci réew nga gis koo xam ne dafa naan non man gëmuma ay début bi non man gëmuma ay ñàkk nuyoo fekk nee nañ dañuy ñàkk nuyoo donc am na loo xam ni nit ñi dañu war a def seen xel que am na lu ñu war a jàngat am na lu ñu war a imposer mu ngi mel ni enseignement yi ñu war a tiré ci Covid bi. tey dëj yi ñu ngi koy yemale. bu njëkk ba dëj day am kenn ñëw toog ba nga xam ni finalement. ngénte yi waaw ngénte yi au lieu ñi ñëw tudd dem. dañuy toog def ko waaw mais takk yi bari na détails yi. waaw loolu xam naa ne xëy na économie du ñuy def bañ a def ndawtal yi ak yooyu. xam nga boo takk jabar te gis nga loolu confinement bi da nga économie xaalis bu bëri. loolu yëpp ay effets dañ ciy profité pour takk mu ngi mel ni xam nga ñu ngi naan divorce yi bëri na ay même Chine mais ñu ngi naan aussi. les naissances aussi dina bëri. waaw bébé bu waaw bébé yi dina bëri aussi. donc yooyu yëpp yu ñuy prévoir lu ñuy anticiper. pour justement est-ce que ci réew mi justement suñu réew yi ci biir planification bi waxtaan bi jël nañu loolu en compte pour naan Sénégal avec confinement bi ñu tëjee nit ñi est-ce que mën nañu xalaat yokkute naissance yi te naissance yi bu ñu yokkoo il faut ñu yokk hôpitaux yi il faut ñu yokk dispensaires yi il faut ñu yokk tali yi il faut ñu yokk courant bi est-ce que loolu ci stratégie de planification bi dañ koy boole ci riposte bi. waaw man moom ci li sama expérience bi mu am ci plan
donc xam naa ni que dinañ ko jël en compte sama expérience mu am ci planification ci yeneen ministère xam naa ni que dinañ ko jël en compte léegi nag tout le problème mooy yenn saay moyens yi war a suivre xam nga sànq wax nañ fi lu am solo mooy communes yi am nañu ay pouvoir de police communes yi war nañ def lii war nañ def lële c'est-à-dire que la problématique des moyens le fait que nguur pouvoir central mu fort fi trop loolu aussi du lu baax noonu yëpp parce que pouvoir central su fooree lu xew dañ naan moom la ñëpp dañuy ñëw ci moom. mais aussi problème bu am rek dañ naan moom la donc même organisation pouvoir yi le fait que président am premier ministre amul damay wax ni rek intellectuel la donc damay réfléchir. simplement du pour critiquer du pour dara. mais dama bëgg wax ni que pouvoir fu mu gën centraliser rek fusible dootul amati. waaw jafe-jafe gën a bëri. waaw jafe-jafe gën a bëri gis nga communes yi par exemple. su fekkee xool nañ décentralisation. mais suñu nee territorialisation des politiques publiques. loolu mooy am na loo xam ni c'est le minimum boo xam ne war nañ ko trouver ci politique ci communes yi par exemple. c'est-à-dire que commune war nga am minimum comme ñun on est un pays boo xam ne à 80% ñi acteurs yi ay agricoles lañ mais war nañu au moins foofu ñu trouver des bases yu wóor yoo xam ne dimbali nañ leen moom fu mu toll nii confinement bi pauvreté bi. même ce que dañuy xool les ménages pauvres mais am na ménages agricoles yoo xam ne ñoom xam nañu que dañuy jublu ci lii dañuy jublu ci lii loolu ñu anticiper ko mais dama bëgg wax ni communes yi dañu war a am ay budget yu baax su ñu amee ay budget yu baax dañu war a saytu fi ñu dugal seen budget yi mu nekk pour le développement territorial ñi war a contrôler ñu contrôler bu baax ku nekk ñu jox la pouvoir li ñu war a def au niveau local ñu def ko au niveau local sans que mu ñëw au niveau central donc yooyu yëpp ay problématiques yoo xam ne yenn saa yi crise yu mel nii day indi xam nga réew day toll foo xam ni muy suñu réew mu yeneen réew yi nag day toll foo xam ni ak noo doon doxalee muy mel ni man souvent président yi loolu laa wax ci seen second mandat gis nga premier mandat yenn saa yi dañuy ñëw nekk ci politique consolidée mais second mandat soo xasee ba am ko dóoral ba nit ñi normal tant que yaa ngi ci dëgg tant que yaa ngi def lu normal tant que yaa ngi def loo xam ne yow ñi la inspiré mooy ñi la war a inspiré mooy techniciens yi mooy population yi defal li nga xam ni moom moo war a tax ki nga xam ne su ñëwee jël pays bi day fekk fii loo xam ni su si basé woo day dem léegi nag loolu mooy suñu problème c'est que ñun xam nañ ni que ñun am nañ problème pour mobiliser wu parce que loolu ci social bi la ñun noonu la ñu mel loolu moo tax importance su ñi nga xam ni social lañ jàng mu ngi mel ni suñu nee réew programme président ay sociaux ñoo fa war a nekk fekk ñi nga xam ne ñoom école sociale lañ nekk ñoom dañ leen tumurankeel suñu jàngee ba am bac plus 6 seen salaire day wàññeeku moins que bac plus 3 donc am na yoo xam ne ay injustice yu patente yu latente yoo xam ni gis nañ ko mu ngi am te loolu duñ ko régler te pourtant yomb na régler. le fait que nit ñi am même niveau yi amuñu même ça yu mel noonu ak yu mel noonu. dañu war a changer loolu pour motiver population bi. gis nga motiver techniciens yi. dëkk nag da ngay toll foo xam ni crise yu mel nii dañ la war a indiwaat ci changement bu radical mooy rupture yi ñu doon wax gis nga Covid dafa war a indi ay rupture yi nag day nekk ci processus de développement yi c'est-à-dire que léegi lu bëri dañ ko war a formaliser gis nga aujourd'hui ñii ñu ngi manifester ci pays yëpp ndax informel la ñuy def mais loolu ça daanu donner l'occasion xool na la ñuy accompagner informel bi mais ku bëgg ñu accompagner la parce que yow ni ngay doxale àndul ak développement moderne àndul ak yenn saa yi aussi lu mel nii su la dalee ñu jàppale la donc da nga war a ñëw ñu xam yow yaay kan déjà am na foo xam ne xam nañu yow yaay kan. xam nañu bees yi sax mun naa mun dimbali ci loolu. exactement digitalisation bi. ñu jël suñu responsabilité am nañ lu mel ni APIX am nañ lu mel ni chambre de commerce yi am nañ lii am nañ lële am na ñoo xam ne facilement yaa ngi fay ut papier parce que li ngay dox dafa soxla loolu ñu jël la Maroc tey sooy fay contravention mais sa portable nga koy fayee ak beneen pays ñooñu gënuñu Maroc tey soo joxee benn information soo xasee ba ni Alassane Samba Diop laa tudd maa ngi nekk iRadio c'est-à-dire que information moom kenn dootu la ko laajaat donc ñun loolu mën nañ ko suñu techniciens yi mën nañ ko su fekkee nee nañu par exemple stratégie numérique dafa war a nekk loo xam ni dafa articulé wu ci nit ñi li ñuy liggéey li ñuy def mu yombal nit ñi plutôt que soo ñëwee nga dugg ci benn administration nga ñëw kenn taxaw ci bureau am xool la ci kaw ba nga xam ne yow da ngay ragale egsi ñun dañu war a changer suñuy comportement ñun administration ak ñeneen c'est-à-dire que nit ki da nga war a xool noo koy yombalee addunam kenn warul dugg sa bureau du fa am problème maanaam du am kooku booleel koo xam ne war na faj problème am nit ñi waruñ toog rek ni amuñu moyen rek bàyyeeku gis nga service yi. da ngay ñëw ñu ne la service régional là c'est vrai que joxuñu ma carburant c'est vrai mais service régional par exemple maa la service central mais man chaque jour kuy ñëw ci service bi kooku saa yoo ñëwee mën naa ni telle personne de ñëw na lii de la fi soxla woon mais au bout d'un mois am naa un certain nombre de personnes yuy fréquenter service su may def expression de besoin xam lan laa war a soxla ci service naa ni sama service de lii moo koy fréquenter lii la ñuy soxla donc mën naa réorienter samay mission mën naa xam yan mission la nit ñi soxla léegi jamono ji moo ko laajte ma changer ñu changer suñu mission service donc am na yu ndawaan yoo xam ni yooyu day faciliter développement création de données
yaa ngi que yow déjà le fekk nga ni telle personne ñëw na lii mooy profilam loolu donnée boo créé la dina orienter léegi li ngay def di nga mën répondre nit ñi seen mëbëb nit ñi du ñu ñëw ci yow frustré loolu c'est important parce que données yi su may def sama plan régional développement intégré nekk ci région bi naan damay xool élevage agriculture li may gën a jaaxal mooy données bi ma élevage jox tey suba du même données yi la may jox du parce que pël yi ay transhumants lañ de mais c'est parce que les statistiques sont mal tenues. données bi nga xam ni statistique da koy joxe ak données bi nga xam ni service da koy joxe yenn saa yi mën na différent yenn saa yi nit ñi dañ leen bàyyi ci lu leen neex fekk am nay contrôle yu war contrôle yi nag fu mu waree fu muy gën a neex a defee fu ñuy gën a mën sanctionner mooy li nga xam ne le minimum aussi jox nañ leen ko le minimum nag mooy li ngay dundee mooy li ngay liggéeyee gis nga loo xam ne def nañ ko mu ànd ak xel rek nit ñi dañuy jàpp ni que lii mooy yoon soo defee aussi soo dóoree dañuy xam ni que fi nga dóor foofu la war nga ko defee noonu donc dama naan y a toujours des manières de faire mooy processus yi y a également nit ñi y a également donc le fait que lu nekk dañ ko war a teg ci xoolin bu sori ba pare nag di adapté wu ci ni réponse yi ñuy joxe ba pare nag di mën déglu gis nga yooyu mooy démarche yi nga xam ni suñu crise Covid bi su passé te fekk yooyu jëliñ ko systématiser ko kenn du ci mucc. ñi nga xam nag ñoo ciy gën am problème mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ŋànk réew yi parce que gis nga réew day toll foo xam ne après nit ñi dañuy commencer xaarewaate gis nga muy mel ni délinquant bi nga wax ci koñ bi da lay gis nga génn xamul ni yow ndax sa veste bi kese nga am xamul ndax yow oto bi auto fonction la dañ la ko abal mu jàpp ni que da nga am mu jàpp ni que yow même li nga ko romb nii yaa ngi koy jaay affaire. donc ça veut dire que nit ñi fi ñuy gën a xoolee mooy fi nga xam ni foofu la ñu jàpp ni que foofu la dara am. mooy matériel bi daal waaw matériel bi léegi nag ñooñu nag ñu diriger contre eux seen colère fekk colère bi warul nekk foofu leneen li mooy frustration yi aussi ñu jëmale ko ci biir société bi donc mu nekk léegi nag loo xam ni loi de la jungle la ku nekk rek da ngay fayu da ngay def loo xam ni amul njëriñ finalement day développer coxor alors que ñun li ñu war a gën a développer mooy ce commun vouloir de vivre ensemble le fait que ñu mën nekkin ci nekkin yi gën a rafet. loolu ñu won ko nit ñi ñu tàggat leen ci loolu di ko def seen xel naan leen lii ngeen war a def lii ngeen war a def ba nga xam ni yow da ngay jomb def dara ba nga xam ni yow li ngay def yëpp mooy naka laay développer naka la ñuy def ba nga xam ne suñu kon day rafet mooy li mu wax sànq le fait que lépp à la base la war a nekk. loolu nag suñu seetloo bu baax am na benn moment ci suñu pays jàppoon nañ ko ba mu dëgër. mais bi Senghor di ndee Mamadou Dia rek dañ ko bàyyiwaat li mel ni aménagement territoire jël bi ñu ko def ko premier chef département bu ENEA lu mel ni animation rurale li mel ni système coopératif li mel ni c'est-à-dire que le fait que nga tàggat xelu nit ñi ku nekk fi nga nekk nga am ay programme le fait que suñ la lebalee war nga defar lu normal ñu xool sa xaalis fu muy jaar le fait que ku fayul par force yow da nga koy fay d'une manière ou d'une autre donc yooyu yëpp mooy yi nga xam ni yenn saa yi mën nañ ko def te moyens yaa ngi fi am na loo xam ne mën nañ ko def c'est-à-dire que quelquefois sax du ñàkk bëgg du ma ko waxee noonu daal mais dama naa rek yenn saa yi réorientation la rek jéem soo ñëwee ñu ne la Libye maa la Maroc maa la lii ñoom lii la ñuy def mais loolu dañ ko war a xool ñu jéem ko def. yenn saa yi ñu xool aussi ñun suñu intérêt propre lan la yenn saa yi ñu lëkkaloo ak ñi ñu war a lëkkaloo pour que fu ñu néew di doole rek suñu lëkkaloowee mu am doole man maa ngi fàttaliku am na benn conférence internationale bu mës a dem ci période bi ñu naan Oxfam gouvernement bi lii ak lii. société civile bi ma àndaloon comme ñu ngi doon xaar ñoom ñu interpeller leen ci loolu bi ñu toogee waxtaan ñoom li ñu xool mooy état du Sénégal suñu interpeller lii ak lii la ñuy wax pour que ñu bañ a mettre dans la gêne l'état du Sénégal donc loolu mooy ñun am nañ benn fraternité am nañ loo xam ne ñoo ko bokk ñu nekk ci biti suñu jàppale suñu fexewul ñu nekk suñu biir ñoo xam ne ñoom gën lañ leen jege ñu jàppalante société civile ak altermondialiste yi ñoom ñu jàppale pouvoir yi pour que ñu renverser vapeur bi multinationale li ñuy def loolu du ñu dem. li ñu war a dem aussi mooy li ñu doon wax sànq restaurer confiance bi mooy c'est-à-dire que aujourd'hui da ngay ñëw rumeur bu nekk ci réseaux sociaux yi. doo am kenn ku la naan lii du dëgg. alors que loolu veille boobu dañ ko waroon def ministère de la santé comme mbiru xam-xam la ci domaine am moom moo war a wax li ñuy wax ci virus bi de li ñuy wax ci loolu ñu multiplier ko waxuma defuñu de mais ñu multiplier ko ba nga xam ni information boobu day gën a dem léegi su boobaa rumeur bu ñëw immédiatement fu mu jógee foofu lay deewee parce que rumeur internet mooy li nga xam ni. man damay partager benn affaire rek parce que man maa partager parce que ki nga xam ni xam na ma nee na moom de su waxee am na. du xool ndax affaire bi leer na ne dafa naan moom de su waxee am na immédiatement ñu dëggal ko partage yi gën a rëy muy gën a nekk dëgg donc yooyu yëpp mooy yi nga xam ne ñun suñu utilisation des réseaux sociaux ñun conscient wuñ ci mais daf ñuy indil ay gàllankoor yoo xam ni baaxul. léegi nag loolu nag ñun dañu war a rééduquer suñuy population ci loolu
dañu war a wax nit ñi lii ak lii ak lii ngeen def loolu gën dëgëral suñuy sécurité parce que loolu moo ñuy may sécurité aussi. le fait que parce que xoolal même soo jëlee yenn articles yi par exemple su amee dina am toujours ay comportement yu polémistes yi ñëw diggante ay ethnie diggante ay tarixa diggante lii diggante lële mais ñun kenn xamul ndax ñun suñu biir ñoo koy def parce que léegi suñu xol yi bon na maa la ñeneen ñi nekk ci biti ñooy xool est-ce que ñun ni ñuy réagir. loolu favorable na ñoom suñu bëggee dugg suñu biir nan la ñuy war a yàqee. donc loolu état daf ci war a jóg am na loo xam ne su commencé rek ci njëlbeen nga ciy jóg donc loolu yëpp day renforcer suñu sécurité gis nga kuy gouverner su ma waxee kuy gouverner mooy ku yore service. mooy ku yore réew da ngay def ni Omar Bun Khattab c'est-à-dire que doo bàyyi dara sooy def impôt nga xool nu muy peser ci kii nu muy peser ci kële sooy def yow sa wàll bopp ñu njëkk la gis ci loolu ak lu mel noonu loolu dafa am solo léegi nag kenn waxul on doit avoir une société parfaite société bi aussi ay nit ñoo fi nekk nit ñoo xam ni c'est normal que ñu dem ak seeni limites am na loo xam ne aussi dañ ko war a baal nit ñi ñu xam aussi que lu ñu wax lu nekk lu ci bëri pour defar lay nekk mais pas parce que ay critique dañ ci nekk maa la ay lii ay lale société bi toujours ñu xam ni que la différence moom moo ñuy enrichir c'est important c'est important waaw lu wax la am solo la c'est-à-dire que nañu nekk adduna bi léegi observation dafa am aménagement territoire la am solo la te même ci mbirum sécurité parce que nit ñi mën nañu xalaat sénégalais yi bu ñu waxee di rek ñu jaxasoo seen biir bu ñu waxee di rek réflexion dootu amati dañuy xuloo seen biir am nañ ay nit nekk ci yenn office yi di distiller rumeur yooyu pour du gën a xaajuloo réew mi te lu koy indi mooy ñàkk waxtaan bi mu amut te même bu waxtaan bi amee tamit sincérité bi waram si biir waxtaan bi mu amutu ci réew mi ku nekk yaa ngi xool na nga munee dribble sa morom ni nga koy maanaam galgale pour yow defar sa affaire bopp nga fàtte réew mi te loolu mën a poser problème sécurité. voilà Seydou wax na ko déjà ak mooy li ngay mooy question bi ngay doon poser dañuy wax ne ventre affamé n'a point d'oreille biir bu xiif amul nopp loolu la ñuy wax biir bu xiif amul nopp donc loolu bu ñu ko waxee mooy par exemple li muy wax si ma retourner tout ci cérémonie familiale yi. xam nga Mamadou Dia defoon na la loi sur les cérémonies familiales la loi de 67 mi ngi ba des ci suñ code bi ba léegi. kenn respecté wu ko de. kenn respecté wu ko bu ñu defoon ni ñu def ci enrichissement illicite jël ko réveiller ko coronavirus bi permettre ñu jox nañu benn occasion boo xam ne mun nañ démarrer ci benn société bu normal boo xam ne ngénte yi dinañ ko wàññi dëj yi. xam nañ koy doxee yàq bi dinañ ko bàyyi mais loolu lay. moom lañ mën a tirer si coronavirus bi parce que loolu dañ ko doon di bañ suñ nopp yi ñu tëj ko ba yàlla jël ñu imposer ñu ko mais ñu continuer si loolu au moins ñu omale ko def ko. jàng yi ci mbedd mi. jàng yi si mbedd yi. teg ajuma ou bien alxames tàdd ko yow sapeur-pompier yi ñu nga war a yóbbu ñëw di ko yóbbu ko war a mucc nga ñëw baare mbedd mi ku feebar ñu baare si boo yóbbu sa xale école ñu gaare jël tànt si buntu kër gi yow ñooñu tardé nañ ki nga xam ne dañ koy bëgg a sauver. ñëw nañ par exemple nga bëgg a jàll ambulance ñëw taxaw mën na fa jaar. mais des fois kilifa yi ñoo koy def kilifa yi seen bopp ñu am dëj baare tali bi parce que man ministre la ou bien directeur la am naa dëj ou bien am naa benn ngénte sama biir kër xëñ ñu fa au lieu ma dem luwe ji benn saal ba ñëw si koon bi baare ko parce que man kilifa la. boo ko defee askan nekk si wet bi bu ñu amee ngénte def loolu. waaw loolu yëpp nag dañ si waxtaanat parce que coronavirus bi war nañ toog ñi nga xam ne dañuy def ngir yàlla ngir xam ne dañoo bëggu dëkk bi ñu toog leen ñu toog. waxtaanee loolu ku nekk domaine bi nga xam ne mën nga ci apporter loolu ñu codifier ko te loolu moom nañu coronavirus parce que li ñu coronavirus bi xañ tey aujourd'hui li ñu war a xalaat nu ñuy def ba jël nu ñu ñun loo xam ne war nañ ko gagner ci vraiment situation bi ñu ngi koy vivre te buñ ko deful occasion bu mag dinañ ko rater parce que occasion bi yàlla moom moo ñu woon. mais est-ce que gëm nga ne yow fii ci nguur gi ci réew mi ñu ngi toog di waxtaanee loolu di ko xalaat di teg prospective di naan bu ñu génn ci coronavirus bi laata ju génn ci lii la ñu war a xalaat li ñu war a teg réew mi ni ñu ko war a tegaatee ni ñu ko war a tëggaatee. parce que impression bu ñu am man yas gaa yi ngi gérer daal l'urgent di politiquer affaire yi di taf yëngal affaire yi bu passé sax fu ñu nekkoon démb ñu delluwaat fa. loolu bu ñu ko deful nga xam ne peut-être yeneen. nettalu moo ko lenn mun na si indi parce que situation bi ku mu yeewul nga changer doxalin dootoo ko changer parce que fii mu ne ku nekk yow yaa gisal sa bopp xam nga weddi gis boo ko sëñ ñëpp a gisandoo ñëpp a dundandoo lii
ñu ñëpp ñu ñoo war a jël ku nekk ne lii fi doon di am bu njëkk dooti fi am xoolal nit ñi niñ doon comporté woo da ngay jël si mbedd mi lu nekk nga sànni ko si mbedd mi te loolu problème de santé publique la saleté bi si mbedd mi lay nekk tey da nga daan di jël nit ñi boo ñëwee jël sa kër nga bale ko def si mbedd yi mais loolu yëpp boo xoolee coronavirus bi loolu la lay wax ne bul ko defati raxasul coronavirus bi loolu la lay jàngal nit ñi ni ngay doxaleeg ñoom ba li ngay lekk na nga jël mesures d'hygiène yi loolu yëpp. mooy vie bu normal en fait. coronavirus dañuy apprendre à vivre. te masque yi nee na wàññi leen wax ju bari ji liggéey leen xalaat. voilà masque yi nga jël maquillé wu toog 1 heure de temps ngay maquillé wu mu wala boo sa tekkee masque. la amul njëriñ. donc lu amal njëriñ nga toog war a dem liggéeyi nekk si benn salon damay dem tout simplement pour maquillé wu. wàññi dépense su maanaam poudre bi bari. poudre bi mais yàlla moo wane boppam. pour jigéen ñi. tey boo demee Mauritanie tey dañ doon kaalaw ñooñu amul problème masque parce que ñoom li seen préoccupation mooy désert bi nan la leen di kii bi ngelaw li leen di dugg. poussière bi lañ koy fajee ñu jël kaala def ko mais ñun tamit bu ñu génnee si coronavirus bi loolu la ñu war a xalaat gis nga li mu wax fii si la révolte sociale ou bien l'impression d'être vraiment agressé par la société mais ça arrogance moo koy indi. nit ki boo nekkee si koñ nga juddoo fa màggee fa yaroo fa di tooñ ci koñ bi nit ñi di la ko baal nit ñi dundal la état bi jël la jox la bourse nga dem jàngi nga ñëw tey ci dëkk bi tey tekki woo fa dara nga gis koo xam ne tey dañ ko ëkkati léegi mu génn nga ko doon di gis muy jaay amul benn mérite nga jël ko teg ko si kaw mais bu boobaa ñu ne jàng amatul njëriñ. góorgóorlu amatul njëriñ. loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee nit ñi ñu seet ku nekk sa kër ñu jox la ko buñ ko defee du am révolte damay gis benn waay moo ma doon wax ne dafa am benn waay bu ñëw def 4 am def 4 multiplié par booy bi bind ne égal 8 xoos ko si oto bi égal 8. mooy da ngay ñëw par exemple def benn am benn affaire sa kii nit ki day mel ne yow boo nekkee si koñ bi am benn situation bi yow da ngay déranger. mais loolu li koy indi c'est normal nit moo mel noonu la jalousie est dans l'homme moo mel noonu. parce que boo gisee koo xam ne yow yaa ngi xar sa tànk tubéy. am sama benn xarit bu dekkoon benn koñ moom dafa mujj toxu. parce que nee na moom dafay liggéey ci privé. yore otam su wàccee ngoon bu rombee xale yi bu dégg xale yi di ko naan xoolee grand bi ñu ngi fii ci réew mi di ñoom ñooy sàcc xaalis réew mi te moom xamuñ moom ci privé lay liggéey. mu yaakaar ne xëy na ay doom yu ndaw la am te mu ngi dëkk ci koñ bi xale yi di ko xoolee loolu dafa mujj tuxu quartier boobu. oui mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal parce que nit ki mënoo ko dindi li nga xam ne daf koy def de manière spontanée. loolu parce que injustice sociale ba mu ngay wax. mooy indi injustice sociale moom moo koy indi. ci xale yi parce que nit ki day am benn sentiment de vengeance contre la société te du identifier adversaire am du xam kan mooy adversaire am day ne ki nga xam ne rek moom nekk na situation boo xam ne nekk ko fi mooy suma adversaire alors que yow bu fekkoon ne nit ñi dañ ko distribuer société bi ñu redistribuer ku nekk sa cër ñu jox la ko. justice sociale. waaw justice sociale ñu jël ko valoriser ko xoolal le corps de la paix américain bi ñuy ñëw au Sénégal loolu moo leen fi indi ne dañuy jël jeunes yi nga xam ne am nañ benn loo xam ne jàppal nañ ko réew mi service bu nekk ñu jël la nga ñëw renforcer ko bu fekkee ne service d'hygiène la ñu jël sànni fa ay jeunes hôpital yi ñu jël ko comme ay volontaires jël kii mais. avec le gouvernement de majorité présidentielle en 93 boobu lañ ci créer le service civique lañ ci créer les volontaires de l'éducation après ñu créer le service civique national ñaar yooyu lañ ci créer mais ñoom seen esprit c'est que ku nekk war nga jox dara sa dëkk balaa ngay ñëw vraiment demander quelque chose boo gisee chinois yi fii ñëw ak américains yi ay ingénieurs lañ bu ñu demee dañuy tumuranke dem si àll bi di lekk ay cere di lakk suñuy séeréer tukulóor et cetera parce que dañu bëgg a jox lenn humanité. mais loolu yëpp culture boobu. dem jëli fale si bande bu dal jàkk waxtaan ak moom xam naa léegi waaw dinañ ñëw fii waaye tamit daañu ñëw xool nu ñu toogee. pour gën a mën a espionner suñu réew yi ci lu bokk na ci loolu. bu dal jàkk yaa ngi ci banlieue bi est-ce que mu nga ñu wax bu dal mbirum insécurité bi est-ce que coronavirus bi yokk na ko mbaa wàññi na ko. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi nga toogal ci plateau bi
Alassane comme ni nga ko waxee coronavirus bi wàññi na lu bari sax ci insécurité bi ci banlieue bi parce que autant banlieue bi da nga naan doo mës a teggaay doo mës a toog ay bés te déggoo ñu wax lu jëm ci wàllum agression mais ba coronavirus bi ba léegi ba ñëwee coronavirus bi ñëwee léegi ak couvre-feu bi gars yi def pratiquement agression yi wàññeeku na lu bari fii ci banlieue bi. tamit yenn habitude yi tamit gars yi commencé nañ ko jël ci banlieue bi mooy respecter yenn normes yi yenn heures yi ñu mën a nekk seen kër yi ñu mën a sécurité bi daal mën naa ne côté boobu renforcer nañ ko lu bari parce que heure à chaque fois booy dox di nga gis policiers yi même ba ci bëccëg bi sax da ngay dem di gis ay policiers yoo xamante ne dañuy taxaw ak population bi di wax ak ñoom pour nañuy sol ay masque ñenn ñi ñu leen di jàpp parce que soluñu masque donc ça veut dire que ne côté sécurité bi yokk na lu bari te nit ñi tamit ñu ngi bàyyi xel ne am na ñu ne fii pour gérer seen sécurité loolu moom vraiment gars yi constaté nañ ko même si parfois tamit ñu gis ci ay dérapage yoo xamante ne tamit duñu mën a comprendre de la part de la police parce que ci biir couvre-feu bi mën nañ gis ay action yoo xamante ne ay nit yoo xamante ne policiers yi dañ leen di topp ba seen i biir kër. parce que da nga leen a gis ci ñu taxaw nga gis ñu seen la daw dugg ci biir kër nga topp leen ba ci biir kër loolu nag moom vraiment askan wi am nañu ko ci jot a ñaawlu. waaw ñoom tamit dañuy bàyyi di génn tamit xam nañu couvre-feu bu amee kenn du génn doo génn di provoquer policiers yi aussi. waaw ñoom ñoo nekkul ci yoon. waaw ñoom moom ñoo nekkul ñoom xam nañ ne ñoom nekkuñu ci yoon. mais nag tamit ñu bari ci ñoom ñu ngi parce que ba bërki démb rek am na ñu ma ciy jot a waxtaanal ñu may wax loolu te di ko ñaawlu. ma ne nag loo xamante ne nag moom nekkoo ci yoon amoo dara loo ci mën a wax parce que yaa nekkul ci yoon parce que buñ la nee heure temps nga war a nekk sa kër nga war a nekk. boo génnee ci mbedd mi tamit gars yi fekk la ba ca biir kër loolu tamit yaa nekkul ci yoon quoi. mais nag moom ñu fàttali ne rek loolu moom population bi xaw nañ ko jot a ñaawlu mais bu ñuy résumé sécurité bi moom yokk na lu bari ci banlieue bi surtout ak période couvre-feu bi ak période coronavirus bi Alassane. jërëjëf Boudal Ndiak moo ñu toogaloon ci banlieue bi Pikine di waxtaan ak ñun ci kii bi docteur professeur Oumar Foutiyou Mamadou Dia xam na dafa na lu bari ci réew mi ci mbirum planification ni nga ko waxee créer école xëy na 67 nekkul woon ci nguur gi waaye bi mu nekkee nguur gi 62 liggéey fii ak Senghor am na lu mu tegoon. te ñëpp xalaatoon nañu xëy na bu ñu toppoon tànk Mamadou Dia boobu ak planification dafa ci réew mi xëy na du ñu nekk situation bi ñu nekk nii lu tax mu wax loolu xam nga sànq da nga ne Île Maurice fu ñu nekk ni ñoom am fu ñu benn cas ndaxte Île Maurice nag dañoo liggéey seen réew développé seen réew nekk standard yi nga xamante ne xëy na xiif am fa ba nit ñi di génn di jéggaani est-ce que dafay wone que le fait que planification bi Mamadou Dia defoon ak liggéey ko ni ñu ko yàqee am na conséquence ci développement Sénégal. waaw ma rectifier parce que ça fait la deuxième fois nga ni professeur. waaw du ma professeur donc peut-être Hadi moom mooy professeur. waaw Hadi mooy professeur voilà. je suis universitaire. waaw yow administrateur. justement li nga wax lu am solo la gis nga planification moom bu mu koy ŋànk bu mu koy yore donc muy ŋànk suñu développement réew dafa méngoo woon ak déjà li ñuy wax léegi le fait que dafa appuyé woon ci ay valeurs. gis nga suñu xalaatee premier plan mais suñu xalaatee même planification après même Mamadou Dia bu mu demee avec nouveau système de planification bi donc maa ngi remercier au passage sama ancien directeur du plan Aboubacry Lom bi nga xam ni moom aussi ci ñi nga xam ni bokk nañ ci ñi ko dundal donc su ma xoolee nouveau système de planification ci période bi ñu jël étude prospective xam nga ñu ngi doon wax prospective Sénégal 2015 après ñu ne Sénégal 2025 Sénégal 2035 fu mu doon sukkandiku mooy par exemple man su ma jëlee même air poste Mamadou Dia quoi parce que damay bañ sacraliser ñi foog ni. lii ak lii la de façon globale boobu période boobu étude prospective Sénégal 2015 ki ko coordonné woon moom kii la woon Souleymane Bachir Diagne. te li ñu xam nga moom philosophe la. xam nga suñu nee philosophe rek nit ñi gis nañu dañuy gis yoo xam ni dafa xaw a aérien dafa lii dafa lële pourtant fu mu toll nii mu ngi def jihaad bu mot sëkk ci domaine am. te pourtant philosophie ñi dañ doon am tendance yi ko opposé à religion. ñenn ñi xamuñ sax que université de Dakar ñu ngi koy jàngale sciences religieuses yi soo demee ci université yi gën mag yi département art civilisation donc dafa am solo moom la ñu gën a jox solo en général même département économie donc ça veut dire que moom li nga xam ne économie pure la planification la moom moo coordonné woon loolu parce que réew bi dafa xamoon ni que balaa muy jublu fenn
dafa war a sukkandiku d'abord ci valeurs yi. valeur c'est important. xam lan mooy les valeurs et les mentalités du Sénégalais soo jëlee les plans en général plan bi ñu naan plan développement économique et social période boobu période nouveau système de planification bi partie valeur et mentalité bi dafa doon feeñ toujours ci loolu. Mamadou Dia aussi loolu la xamoon soo gisee par exemple moom mu nekkoon dans une dynamique révolutionnaire bëgg a kase ñi nga xam ne ñoom ñooy muccu réew mi. waaw intermédiaire yi quoi deretu askan bi waaw intermédiaire yi. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw xam nga dara gënul metti nga produire yow nga nekk paysan pendant 3 mois pendant 9 mois nga nekk ci sa tool ci naaj nga yaakaar yàlla nga récolter ñu ne la am na benn baana bu ñëw moom day jënd lii à temps 300 francs kilo jaayal la ko 900 francs d'ici 2 mois coopérative loolu moo nekkoon principal objectif am. état bi aussi su ñuy appuyé ci coopérative bi valoriser production bi ce qui fait que ku nekk rek fi ngay liggéeyee li nga war a jënd li nga war a jaay li nga war a produire di nga ci am li nga ci war a am ci xaalis donc planification bi déjà mu ngi commencer par autonomiser leen ñu xam lan mooy li nga xam ne moom moo war a ñëw ci ñoom mu ñëw ci ñoom léegi nag mu teg fi ay structures yoo xam ni dañ leen doon tàggat ci xel dañ leen doon tàggat muy soo jëlee direction protection des végétaux yi. soo ñëwee ñu naan ay carré de rendement di xool affaire yi est-ce que comme yaa ngi naan prospective est-ce que affaire yi nar na baax suñu xoolee rendement bi ci ay carré yu ndaw rek yoo xam ne dañuy estimer donc créer aussi ay statistiques yu baax parce que loolu ça permet d'avoir de bonnes statistiques mu jël par exemple système coopératif mu nekk donc ay éléments yoo xam ne dañuy mesurer dañuy organiser nit ñi donc pour le développement mu jël également li nga xam ni centre d'expansion rurale yi la mu tegoon leen nga xam ni SAER yi waaw nga xam ni concentré wu développement la am na moniteur am na aménagiste am na planificateur am na agent agricole c'est que li nga war a soxla ci développement da nga koy yore au niveau le plus bas ci arrondissement yi ñuy dem ci village yi di xool léegi loolu yëpp nag li koy coordonné mooy administration déconcentrée sous-préfet bi préfet bi gouverneur bi ñooñu di appuyer ci yeneen services régionaux dont le service régional de la planification le service régional des statistiques le service régional développement de la femme sociale keneen ak keneen donc affaire bi am na organisation boo xam ne état bi teg na ko en place luñ ci bàyyi mu dox rek day dox nu mu war a doxee léegi nag nit ñi dañ leen warul bàyyi ñuy démotiver. dañu war a jox des raisons d'espérer loolu nag li ñu koy defee mooy déjà appuyer wu ci valeurs yi sooy planifier da ngay appuyer wu ci valeurs yi donc day am loo xam ni de façon stratégique la. day am loo xam ni de façon donc réellement opérationnelle day am loo xam ni de façon macro la day am loo xam ni de façon micro la suñ nee valeur ci biir kër yi la nit normalement soo yoree sa famille yow yaa leen war a njëkk a tere génn yenn heures yi comme état bi tere na ko. parce que tere bi yëpp tere boo xam ne la pour aar la parce que man dama naan confinement ci boppam muy confinement géographique bi ñuy def muy couvre-feu dama naan baax na. léegi nag dañuy xool rek nan lañ koy war a améliorer parce que waruñu bloquer lépp waruñu bloquer nit ñi ku demoon te yow amoo woon pour toog foofu waratoo toog foofu donc planification bi nag ni ñu ko doon defee depuis le début loolu su fekkee ñëw nañ ñu ne le bon système de planification teg nañ ko day nekk loo xam ni day sukkandiku ci li ñu war a def yëpp li ñuy teg aussi dafa clair y a pas de affaire bi amuñu objectif dañ naan am nañ objectif c'est-à-dire que ñun amuñu lu ñuy dëbbante suñu nekkee en famille amul lu ñu war a dëbbante dañu war a teg les choses ba nga xam ni clair na ba nga xam ni léegi man soo ma waxee benn affaire du ma douter parce que xam naa ni que li ñu teg de mooy ay structures yoo xam ne ñoom dëgg la ñuy wax dëgg bi ñuy wax dañ ko asseoir ci ay données yu baax. données yooyu nii lañ ko amee su ma demee vérifier loolu dama koy fekk mais balaa may vérifier am nay sites yoo xam ni am nay lieux yoo xam ni mu ngi foofu du ma soxla information ba ma ñàkk ko. loolu c'est important loolu dafa ànd ak li ñu doon wax sànq compétence yi nga teg leen fi ñu war a nekk mais ñi nga xam ne aussi ñoom dañu war a xàll yoon bi may ñeneen ñi ñu ñëw ñooñu aussi ñu xàll yoon bi. c'est-à-dire que ku war a dem retraite c'est important. waaw absolument. c'est important renouvellement de génération dafa war a am. léegi nag ki nga xam ne moom am na compétence war a dem retraite moom mu ubbi loo xam ni profession libérale la moom mooy créer boppam loo xam ni moom mën na ci liggéey. donc loo xam ni moom c'est privé mu instauré ko muy médecin bi muy avocat bi muy ki nga xam ne aussi moom mën na jaay xam-xamam ci consultation appuyer les organismes étatiques parce que yooyu yëpp dañ koy soxla. li nga soo gisee yenn institution de recherche yi mal leneen ak leneen mais ñoo xam ni dañu am expérience ba pare génn ci la ñëw créer ko l'essentiel mooy aussi loolu yenn élément de préférence nationale yi dugg ci c'est-à-dire que sooy def politique xam nga li nga ne planification am na benn aspect mooy damay dëgëral ñi fi nekk Brésil bu Lula ñëwee dañu naan moom dafa regrouper ñëpp ni leen ñun li ñu am ci bor dafa bëri nañu dajaloo ngeen dimbali ñu fay mais li ñuy def aussi ci yéen la ñuy appuyer wu mais boobu lañ commencé am
industrie pétrolière bu baax boo xam ne dëgër na ba nga xam ne day mondial boobu lañ commencé am ay bombardiers yoo xam ne dañ koy industrie armement boo xam ne dañ koy kii ak leneen donc fii aussi am na ñoo xam ne mën nañ la jàppale mais na fekk affaire yi aussi mu nekk loo xam ne léppay ko yaatal lépp waaw dañuy yaatal lépp leer amul ennemi amul li gis nga même koo xam ne yow nee nga kii adversaire la kooku amul problème l'essentiel nañ développé wu de toute façon adversaire mënul puissant ba yàq tant que ñeneen ñi aussi ñu ngi développé comme moom ba nga xam ne nit ñi dañuy neutraliser wu mais dañuy neutraliser wu pour benn but mooy but wu defar ensemble ñu reposer planification bi nag foofu la war a appuyer wu ci suñuy valeur ci mentalité yi xool sénégalais ni ñuy kii léegi nan lañ leen di dajaloo pour que ñu liggéey loolu yëpp mu ngi appuyer wu ci social ba pare foofu nag loo xam ni xaw nañ ko raté la de temps en temps ñu indiwaat am na benn moment dañuy multiplier les structures de planification ñi nga xam ni foofu mu amoon masse critique de planificateurs yi amoon nañ expérience bi ñoo ñu écarté leen mooy direction du plan man foofu laa njëkkee ñu écarté leen dans les années 2098 bi DSRP yi ñëwee ñu xam ni foofu la xaalis bi di duggee plan bi ñu teg ko de côté parce que moment boobu muy ñu ngi nekk ci ère post ajustement structurel déjà commencé woon na yàq. après ñu commencé léegi xaalis bi nu muy duggee comme day dugg ñi nga xam ni créé nañ leen ñoom foofu lay jaar finalement ñoom ñu ne yore leen planification alors que pauvreté gestion pauvreté mënul nekk gestion politique économique ñoom sax xam nañ ko parce que ci fin bi commencé nañ ñu jaar ci DSRP commencé ni def document de politique économique et sociale mais loolu aussi daje na ak beneen cycle boo xam ni loo fi def lu nekk rek à un moment donné da ngay dem moo tax def bi gën a wóor héritage bi gën a wóor mooy héritage boo xam ne dafa topp ci orthodoxie dafa topp ay standards dafa appuyé ci ñi nga xam ni ñoom suñu toogee du ñu ne kii moo fi nekkoon du ñu ne kële moo fi nekkoon mais dañ naan li ñu ŋànk ñun ñoo ko bokk. réew mi la Mahathir. Donc Malaisie bu muy def ay mbiram par exemple am na loo xam ni su demee bàyyi ko fi Sankara même su fekkee am na nu mu demee am na esprit boo xam ni dafay des gis nga ku nekk ci ñun nag soo nekkee chef de service soo nekkee gouverneur soo nekkee préfet soo nekkee directeur soo nekkee président loolu moo war a nekk sa ambition naka laay defee pour que li may def mu des fi nit ñi gis ko xam ni que postérité dina ko jàpp xam ni que pays bi am na xam nga jaa ñu ngi wax boobu léegi jaa xam ni que pays bi am na fu mu tolloon am na fu ma ko yóbbu et que vraiment même ce qui c'est normal mënuma am unanimité ñi ma bëgg aussi ci samay jëf yi baax na loolu foog naa aussi ambition bu noble la waaw suñu temps jeex na de ah dañoo tàggoo rapidement oui damay tàggoo rek c'est li may tàggoo vraiment si benn point la vraiment il faut que ñu bàyyi xel si science ak la recherche parce que loolu moom mooy doxal réew parce que buñ ko deful rek vraiment dinañ nekk gannaaw parce que boo gisee ñuy toog yëpp li am si coronavirus bi yëpp nit ñi di xalaat di indi seen xalaat di ko teg ñii di indi fii ñoom professeur Seydi ñëw fii découvrir ay choses ñëw di ñu jàppale ñu xam ne xam-xam rek moom moo wéy. nit ku nekk sénégalais bu nekk tey rek war nga suqali si koy damay nettali affaire bu ndaw rek rapidement dafa am koo xam ne maa ko jàngal benn tubaab maa ko jàngal académie internationale des hautes études de la sécurité bu Paris en 91. ñu affecté ko fii conseiller technique si benn ministère du ma ko tudd comme conseiller technique bi muy dem ñu ne ko booy dem Sénégal demal nga seeti Xaali Ñaan parce que c'est le spécial c'est le premier criminologue du Sénégal demal nga seeti ko ma waxtaan ak moom jox ko ay conseil bi ma ñëwee fekkee ko fii mu doon patron mais ne ma Xaali moi ni vu ni connu xamoo ma mais ne ko lu tax mi ne ma man li ma remarqué boo leen nekkee France yéen africains yi yéenay jiitu si njàng mi. mais boo leen demee ci seen pays yi yéenay doon ay patron ngeen ñuy solliciter plus tard ñu leen di jàngal loolu lu ko waral parce que njàng mi ak recherche yi boo xasee ba yegg si fii nit ñi duñ la ci jàppale te nit ñi foofu lañ war a sukkandikoo tey pour apporter développement du pays te loolu vraiment bu ñu buggee yu mel nii ñu koy faj nañu jël ñi nga xam ne ñoom ñooy intellectuels yi les recherches ñi nekk dans la recherche même ñeneen ñi bu ñuy def li ñuy def mais ñu xam ne lii nañ leen ko nangul parce que loo jàngul doo ko tere. jërëjëf comme ni nga ko waxee ñi war a wax nañu wax. ñi war a ñi xam lan leen def ci kanam ñu wax ñi war a jëf nañu jëf jërëjëf maître Khaly Niang lay gërëm de la sant mu fàttali avocat nga te nekkoon nga fi directeur ASP agence de la sécurité de proximité jërëjëf aussi Omar Foutiyou Ba. xamante ne moom tamit administrateur la planificateur la haut fonctionnaire international la haut fonctionnaire sénégalais tamit liggéey na ci planification di waxtaan ak yéen rek ci mbas mi ci conséquences yom ci indi xalaat
pour nu ñu mën a yore réew mi pour yëf yi gën a leer gën a baax maa ngi gërëm techniciens yi nekk foofu dina international donc maa ngi remercier tamit sama techniciens yi nekkoon na ma suba ba léegi ak man di remercier ñëpp di fàttali feebar bi am na ba léegi mu ngi fi ci réew mi li médecins yi digle loolu mu am nañ ko ci topp bu ñu bëggee virus bi xeex nu mu war a gaawee jërë ngeen jëf ñu ndoog jàmm